salaamaaleykum mbokki auditeur Sud FM rawatina auditeur waar wi nu fas yéene ñëw ngeen seen émission tey jii lu am solo la ñuy waxtaane loo xam ni moom defe naa lébu yi sopp nañ ko trop mu jëblu si wàllu mburu ñëpp d'ailleurs bëgg mu nekk benn loo xam ne moom defe naa Sénégal mën nu toog ak sax fépp bés boo xam ni duñ ko laal parce que dafa utile si lépp muy ndékki bi muy añ bi muy reer bi muy goûter à tout moment dañ koy jëfandikoo mu nekk donc loo xam ni lu am solo la waaye itam lu ni mu amee solo nag loolu la bare itam ay maanaam ay jafe-jafe yoo xam ni dañu laxasu si wàllu mburu mi te loolu itam nekk loo xam ni itam lu yàgg la waaye ay pexe ñoo ngi koy wut maanaam loo xam ni ay saafara yàgg na ay at a ngi nii nuy dem léegi nag am na yoo xam ni taxawaloon nañ ko pour mbirum réglementation bi jaaral affaire yi si mbirum yoon waaye loolu ñoo ngi koy dem jëfee waaye loolu tam indi na ay yenn jafe-jafe indil na ko ay yenn boulangerie ba ñenn ñi sax seen ay matériel du fekkee ni information yu ñu jot temps yi noonu la ak yu ñu dégg jot nañu saisir ay maanaam jumtukaay yu ñuy dugal mburu mi pour di ko yóbbu ak yu demee noonu yenn boulangerie yi sax jot na leen tëj ngir nu daal di nekk daal yoon bi li mu tracé ak li nga xam ni moom lañ d'accord mbirum réglementation bi mu nekk loo xam ne daal dañuy sàmmoo ak moom te ji si loolu lañ bëgg xuus bu baax a baax waxtaan si daanu duggaat tam si yeneen fànn yoo xam ne comme toujours si domaine boulangerie rek la nekk ndax boulangerie quand même moom dafa bare problème yàgg nañ si di waxtaan nga mais problème yi bari na waaye léegi ndem tàmbali nañ di indi début solution def naa loolu nekk na loo xam ni duñu yaatalee waxtaan itam gën yaatu ñàkkul ni dina gën jëm sa kanam nettoyage bi nga xam ne bëgg nañ def si biir di fàttali mbokk auditeurs yi du fekkee ni yéen itam bëgg ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 ñu leen di gërëm également si seen teewaay tey jii si studio bi gan yi ñaar toogagum na lu mu bàyyi leen ngeen présenté wu Bada Gassama. asalaamaaleykum nga ñëwoon teg mbokk auditeurs yi ak Sud FM. ñu ngi nuyu mbokki auditeurs yi Sud FM yi yëpp ak yow mi nga xam ni moom lañ bokkal studio bi ak jaww mi nga xam ni ñu ngi koy soog a installé Dakar mu jiite service régional de commerce de Dakar. di ko wax dalal jàmm tey di xam ni li koy xaar ci service bi bari na. ndax fi mu tombeel la. di nuyu ñëpp daal di ñaan waxtaan wi lépp loo nga xam ni luy jural njariñ askan wi la. tukkee ci yàlla defal na ko jërëjëf. voilà léegi nu gannaaw Bada Gassama bi nga xam ne moom mooy nekk regroupement des boulangers Sénégal léegi nu jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy Serigne Diaw nekk chef du service régional bu commerce bu Dakar nu koy bàyyi moom tam également mu ñoon teg Gaz Sud FM et également ñi nga xam ne ñooy mbokki auditeurs yi ñuy déglu. jërëjëf sëñ Makhtar. jërëjëf monsieur Diaw. ñi ngi lay nuyu di lay fay rafetlu sa doxalin bi ngay def ci émission bi yàgg dañ koy suivre. jërëjëf. di nuyu sama naataango bi nga xam ne yàgg nañu xamante. parce que ku yàgg ci secteur bi war ngeen xamante. muy Bada Gaye di rafetlu aussi encore daje moom fii. di waxtaan ci comme ni nga ko waxee lu lébu yi bëgg. sopp ko lool. muy mburu mi. ku jógee Ndar xam na dara ci mburu mi. waaw donc xam naa daal waxtaan wi daal dana ñu jural njariñ. ba ñu giddigunti ku nekk xam lan mooy fu jafe-jafe bi nekk. ak saafara yi nga xam ne moom la autorité yi bëgg a indi ci mbir mi. voilà merci beaucoup ma tàmbale ak Bada Gassama yow yaa ngi bokk comme ni ma ko waxee regroupement des boulangers du Sénégal tey jii affaire mburu ba tey mi ngi continuer di génn di ñi si nekk ñoo ngi continuer di dund ay problème bien que teg nañu ay solution mais lan moo xew ñoo ngi doon wax réglementation dañ ko war respecter léegi ñuy indi ay mesures yoo xam ni dañ ko war respecter mu mel na boulanger yi fi nekk dañu pareegul wala dañ ko bañ a respecté exactement lan moo xew boo indi temps yi ay yëngu-yëngu yi nga xam ni moom mujj am bërki démb ay Rufisque toujours dans la région de Dakar. jërëjëf Ben Mokhtar li ñuy xew daanaka maanaam mi ngi commencé dëgg-dëgg 2014 bi nga xamee ni farine bi mi ngi nekkan ci jamono boobu diggante 13000 ak 12500. ñi xëy yóbbu ko 18000 ci la jafe-jafe boulangerie yi commencé
léegi nag ñu dem 2017 mu répété waat yëngu-yëngu am mu ñëw ba dem fin 2017 lan moo répété waat 2017. waaw maanaam bi ñu ko defee 2014 noonu. maanaam bi nga xamee ni par exemple farine bi dafa nekkan ci diggante 20 000 ay 91 92 ci la farine bi nekkan diggante 20 000 20 500 bi ñu demee noonu tuuti am usines yu bees yu fi nekk yu ubbi yu farine yu fi nekk. ñooñu yenn usine la woon. boobu bokk na ci usines yu bees yooyu Sedima ci la bokk. Sedima waaw. ginnaaw bi ci la Olam ubbi. mburu mi doon jar 175. farine bi di jar diggante 20 000 ak 21 000 mais 2012 ak 2011 ku ne xam ne jafe-jafe ñu courant bi nga xam ne moo amoon ci coupure yu métti yi boulangerie am problème parce que daanaka li ñu doon liggéey daanaka ay seen groupe électrogène moo na ko doon liggéey ñuy consommer gasoil boo nga xay ni bokkul woon ci li nga xam ne préparé woon nañ ko bi loolu amee boulangerie commencé am coono mais nag bi nga xamee ni par exemple usines yu bees yi ubbi nañ marché farine bi commencé wàññeeku. boulangerie commencé nooyu tuuti un mois mais bi ñu ñëwee ba 2014 ci fekk état bi nga xam ne moo toog 2012 ci mi ngi toog moment boo nga xëy ni moom it digg na askan wi ni leen dinaa leen wàññal mu nag ci la duggee laal mburu mi ci jële ko 175 indi ko 150 ci te booba différence su farine bi li muy jar foofu 25 francs mënu cee wàññeeku foofu la jafe-jafe ñu boulangerie commencé am. temps boobu farine bi li muy jar kenn mënatul wàññi 25 francs. maanaam ndax farine bi dafay yëg si kaw. non ba temps boobu farine bi mu ngi doon jar 20 000 20 500 léegi nag am na wàññeeku ko am tuuti muy farine bi commencé jar 19 000. bon bari na li wàññeeku woon. non 1000 francs la. waaw 1000 francs 1000 francs par sac. waaw léegi nag 1000 francs par sac bu wàññikoo ci farine du question que baguette bi doon jar 175 daan peese 210 grammes mën naa jar 150 parce que boo jëlee 25 francs nga multiplier ko par boo defee saag bi 283 pain wala 280 da lay jox 7500 kon boulanger bi daal di perdre 7500 te différence bi 1000 francs la mais nag bi coow li commencé am farine bi dafa daal di wàññeeku parce que farine bi bu demee moins de 15000 boulanger bi du am problème mais nag bu yéegee lu passé 15000 rek boulanger bu commencé liggéey perte mais ñu dem 2017 ñu yokk ab diggante farine bi wàccaat ñu dem 2019 nag 2018 nag ca fin ba nag le 1er janvier 2019 farine bi nag yéeg te wàññeeku. yéeg àgg fan. mi ngi yéeg denk ci diggante 18000 ak diggante 16800 ak 17300. waaw diggante boobu la nekk. te boobu boulangerie bi du ci mën a génn. bi ñu demee boobu mois de avril 2019 ci leen ànd FMBS ak RBS taxaw décrété 3 jours ni duutu ñu mën a liggéey parce que mënuñoo continuer liggéey di perte bi ñu jotee def 2 jours ci 2 jours yooyu rencontré nañ fi ministère de commerce boobu mi ngi soog a toog bu bees bi fi nekk 2 jours yi rencontré nañ ko fi 3 fois rencontré premier ministre benn yoon ñu daal di taxawal benn comité bi ñu tasee premier ministre mu ne léegi nañ ko saytul prix farine bi lu tax muy jar 17000 18000 prix plafond moom lañ def léeg-léeg ñi jaay leen ko 17000 léeg-léeg ñu jaay leen ko 15000 léeg-léeg ñu jaay leen ko sax ba 13500 nañ leen saytu kon prix bi lan moo ci xew bu ngeen paree itam gis nañ ne secteur bi jaxasoo gi métti nañ kon nañ taxawal benn comité bu nga xëy ne itam na saytu secteur bi ñi xool réglementation bi naka lañ koy tëgge ñu xool calcul prix mburu bi itam xool ba xam dëgg-dëgg mburu mi war naa yokk wala warta yokk mu ne nu bu fekkee mburu mi xool nañ ni 200 francs la jar ñu jàkkaarloog askan wi ni leen ay la yowén mburu mi 200 la war a jar ñu d'accord ci ak moom daal di arrêté grève bi signé benn protocole d'accord formé ñetti comité mais liñ njëkk a seetlu mooy ñetti comité yi bi mu taxawee comité bi nga xam ne moom moo féetu woon saytu prix mburu bi boobu moom monsieur Diallo mi nga xam ne moo nekk directeur de commerce léegi moom moo jiite woon comité boobu. seen réunion yi ko
programmé woon pour def ko yëpp def nañ ko service de commerce de Dakar jël nañ seen i agents sermenté yabal ci boulangerie lu mat 50 boulangerie ci 4 départements Dakar ñi dem xool saytu lañ war a saytu bañ ni gis ni mburu mi nag li mu war a jar mooy baguette 190 grammes bi 180 francs la war a jar nun boulangerie yi ci suñu wàllu bopp ñu gis ni mburu mi 200 francs baguette 100 grammes 10 grammes bi moom la war a jar. baguette 100. bi nga xam ne mooy pèse 190 grammes. waaw bi baguette bi ñu gën a miin. mooy jar nga ni ñun boulangerie bi ñu xoolee ñun 200 francs lañ gisan. état bi gis 180 francs. kooku mooy baguette 190 grammes nga bu wax. 190 grammes bi. loolu la état bi gis. ak association consommateur bi ñëpp ñu ngi woon ci biir. ñu ne comme dañoo war a daje ministre bi jébal ko liggéey bi. ñu def comité yëpp daje ñu ne comme dañ ko war a jébbal liggéey bi bëgguñu dem ba ci kanamu ministre bi werante di am kon léegi nañ leen jéem a trouver solution comme yéen 200 ngeen gis ñu gis 180 ñu jéem a jéggoo ci kàddu ñun boulanger yi ñu nangoo bu fàkk bàyyi suñ 200 yi ñu gisan fekk leen ci 180 yi nga xam ne moom lañ gis ñoom waa direction de commerce ñu juboo ci loolu ci kanamu Ousmane Bay boobu moo nekk directeur de commerce. moo jiite woon réunion boobu. mais nag njàqare gi njëkk am mooy bi ñu demee taxaw ci ndaje ci ministre bi ñu indee préféré ba génne ko ba ni 17800 bi am produit moom la war a jar bi amul produit ji jar 17300. bi amul lan. dafa am prix boo xam ne dafa am améliorant. waaw d'accord améliorant koy. voilà ñu ni 17800 moom la war a jar. bi nga xam ne amul améliorant bi boobu 17300 kenn waxul parce que noonu xam nañ ni ñu waroon a tëgg comité boobu ak réunion yi ñu waroon def defuñu ko waaye ba tey noonu booba sonn nañ fexe rek situation bi jàll. ñu trouver solution ñu wax ci wàllu réglementation. léegi rek solution mooy lan. bi am farine bi am améliorant bi 17800. bi amul bi ko amul loolu ngeen d'accord si nga wax. waaw maanaam boobu moom lañ génne comme prix. waaw léegi ñi indi réglementation bi ñu moom it ki ko yore woon ñu àndi ci ñi daal di indi prix farine bi bañ ne baguette bi. léegi li mu war a jar mooy 180 francs Ascosen association yoo fa teewoon bari woon nañ mais Ascosen Momar Cissé ma nga xam ne moo fa koo fa teewalan daal di jóg xaaju ni ko ministre bi boo ko defee dañ lay dugal population bi dañ yëngu parce que ñii dañu noo bëgg a nax dañoo bëgg a yokk mburu coow li daw léegi ministre bi ni léegi génn ñëw du ba mu toog bu mu yàgg mu duggaat ci salle bi ñëw ni directeur du commerce nañ dem xoolaat ko mbir mi fekk 15 jours ñu dellu siwaat ci tàng-tàng bi directeur du commerce ni ko madame la ministre noonu liñ liggéey ci 2 mois est-ce que buñ demaatee 15 jours dina indi changement mu ne dem leen xool comme kilifa la ak ñu dem ci boobu moment boobu ci lañ wax ne woon dootuñu toog ak état bi ñu demaat ba mu yàgg. lu tax dootu leen toog ak état. waaw parce que dañoo gis ni xam ne daneen mënu faa juddoo waat. pourquoi parce que lu tax mooy ñiy conteste bi ñuy trouvé 180 yi. ñoom ci lañ àndal ñu ngi woon ci biir liggéey bi. état bi moo trouvé woon 180 mënul trouvé leneen. léegi ñu toog état bi continuer ci wàllu liggéey ci wàllu réglementation bi. mais ma ñëw tuuti. waaw Serigne Diaw ba ñu trouvé 180 bi te kooku ngeen àndoon leen yëpp ba d'accord si léegi lan moo tax ministre bi daal di jékki renvoyé affaire bi daal leen demaat leen 2 semaines ngeen toog ngeen xoolaat ngeen dellusiwaat alors que yéen ñi représenté woon le ministère d'accord doon ngeen déjà si prix ba ñëw yëpp jëbal affaire yi ab nee na consommateurs yi ñooy intervenir xanaa xel ministre bi temps boobu qu'est-ce qui s'est passé. non xam nga sëñ Makhtar.
lépp li ñu tëral ba fii may wax ak yow lépp ci concertation lañ ko teg parce que avant ñuy egsi fii li mu wax yépp moom wax na ko sànq def nañu ay assises fii assises yi 18 ak 19 décembre 2017 ñu saytu secteur bi yépp liñ ci war a def man maa nga fa moom ma nga fa effectivement wax na ne bi ñuy def comité bi nga xam ne moo war a saytu privé bi Omar Diallo moo ko jiite Amadou Gaye mii moo nekkoon rapporteur donc lépp li ñuy def ñun ñoo koy bokk di tër ba amul ñu benn xel ñaar te état ndey ji seex lay tëdde day défendre opérateur économique yi di défendre aussi consommateur yi donc ci loolu ministre bi daf leen woo ne leen ñoom bi ñu nee duñu toogaate ak moom man mii woo naa ki wax ak moom ne ko loolu ngeen def su ngeen ko defee parce que ñun ñooy interlocuteur il faut ñu toog ñu waxtaan mu ne ma bu ngeen may woo may ñëw ñu ubbiwaat waxtaan bi ñu defee waxtaan bi moom eggul foofu dañoo ubbi 4e format léegi ñi nga xam ne ñetti format lañu amoon léegi ñu ubbi 4e format buy jar 200 francs du format bu bees parce que kii xam ne ci dara biñ koy def man maa ngi woon Dakar 2005 lañ ko njëkk a tudd ñu tuddee 200 ko francs bi bu 200 francs donc kooku yàgg na bi ñu ko créé alors ñu tuddee ko jeeg xaw ma jongama waaye bañ ko defee parce que diggoowuñ ci woon nag administration bi dañoo def réunion gouvernance ñoom ñu génn ne danañ defar mburu boobu mais bi ñu génnee gouvernance bi ñu waxee ma ni leen da ngeen a défier autorité parce que lii la ñu donc kenn joxul autorisation pour kenn joxu leen ko woon booba temps oui ñu xëy kenn ci ñoom moo ko defar ñu xëy dal ci kawam fa la yam pourquoi dal ci kawam parce que kan moo dal ci kawam service bi ah bon d'accord booba maa ngi fii maa xëy taxaw ca buntu kii ba la mu lakk lépp ba jël mais kan moo la avertir que wala moom dafa waxoon dafay lakk de non waaw daf ko waxoon ah bon daf ko waxoon ne da koy def ma ni ko nag da nga défier autorité te boo ko defee danañ la teg ci yoon mais lu tax autorité bëggul woon 200 francs bi déedéet du question bëgguñu ko mais toujours aussi da ngay xool pouvoir d'achat consommateur yi fu mu toll su fekkee pouvoir d'achat bi dafa faible te sànq wax na ko bi concurrence amee ci biir meunier yi farine bi nekk 13000 14000 loo daan jëndee 19000 20000 xanaa foofu ay la yéwén war nga yaakaar ne aussi prix mburu bi war naa mun a wàññeeku mais booba ñoom waxuñu dara booba ma ngay neex waxuñu dara c'est wax na dëgg as ko seen booba doon na ci taabal ci daan ne ñoom ñi ngi jëndee farine 13000 14000 te ñun yëguñu ko ci prix mburu bi lu daan jar 19000 20000 bu demee bay jar 13000 14000 kay njëgu mburu war naa wàññi. mais service commerce yéen lu tax dans période boobu réagir leen temps bi nga xamee ni affaire bi baissé na bu baax a baax. ba ñoom ñu war réajuster peut-être seen prix. wala réajustement amul dans le secteur du pain. ah kay xam nga dafa am facteur yoo xam ne dañuy wax facteur exogène yoo xam ne day dugg ci affaire muy prix bi blé bi la muy jar fële dollar bi ak pétrole bi yooyu yëpp da nga koy sóoraale ci biir. léeg-léeg nag mu am accalmie yëf yi wàcc day wàcc ko yéeg bi ñu demee ci assises yi bi ñu waxtaanee am prix bi dafa desoon man mi maa jóg parce que booba maag waa ji tubaab bi ñoo dendoon bëgguma tudd turam fi ñoo den ma ni leen bu leen lever séance bi bu ngeen ko lever te trouvé wuñu prix ci prix farine bi dañu dellu soit fii ñu ne mënta wàññeeku jàppal bàyyi mais finalement après meunier yi dellu siwaat nañu daal di ci dindi 1000 francs mu nekk ñaata. donc moo jar ñaata ak ay négociation sac boor jar ñaata. voilà mu jox la léegi prix yi mu la jox ni léegi 17300 yi muy farine ordinaire bi 17800 farine améliorée bi. donc lépp lu ñu def ba fii may wax ak yow concertation lañ ko defee. te ànd nañ ci point yi.
lépp ñoom texte bi ñu def sax bi nga xam ne def nañ conseil national 1er octobre 2019 décret bi nga xam ne moom mooy décret 2019 2277 ñëpp ci ànd peut-être kay leneen la ñuy wax muy waxi doxalin la ñuy wax mais décret bii nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ñëpp ci ànd consensus lañ def ba léegi ak concertation moo dox ci secteur bi. D'accord, on a bien compris. Amadou Gueye may fàttali yaay président fédération nationale des boulangers d'abord nu la dalalee ba pare jox la benn carton jaune dellu soit si waxtaan bi voilà dégg nga Serigne Diaw secrétaire général bu bees bu kii la. chef service régional de commerce bu bees bu lu mu tudd fekke woon affaire yi alors que moom li mu wax mooy d'accord nañ si point yëpp. ñeneen ñoo bëggoon kañ jaar feneen ak yu demee noonu ñi waroon wàññi itam meññee yi wàññi woon noonu et cetera mais lan moo taxoon temps yooyu période boobu nu d'accord yi jikki ay trouble amaat alors qu'on était d'accord sur les points avec les meuniers et cetera et puis sax bés amoon na te mburu mi wàccul woon mais nu jikki mu mel na yëpp beneen dëpp daal moo amaat encore. waaw tout d'abord maa ngi jégalu parce que dama amoon ay ennuis mécanique tax xam naa ne ma yéex a ñëw. maa ngi jéglu Sénégalais yi ñu déglu yëpp xam ni bon fii moom suma kër la donc ma ñëw aussi fekkee rafetulaay yu fekk fii Serigne Diaw nga xam ni moom yàgg nañu xam naa ko bu yàgg moo jógee Saint-Louis ñëw fii bu bees ak Bada Gassama regroupement des boulangers yoo xam ne aussi démb rek lañ nekkoon ci ay réunion ak meunier yi wane rek ñu tout le temps ñi ngi nekk pour liggéey dama yaakaar ni débat bi suñ ko revenir en arrière mën nañ ko fausser maanaam mën naa toog fii ba suba di wax problème mu jafe-jafe boulanger yi bañ toll. c'est bref problème prix mooy rappel bi waaw auditeurs yi yàgg naa ni je pense que nit ñi war nañ comprendre que ni coow mburu depuis 10-15 ans la xam nga lu ñu tolloon. dafa tey jeex am na jafe-jafe farine am na jafe-jafe lu nekk. demoon nañ ba toog ñun xam ne même def nañ fi assise en 2017 de la boulangerie donc yooyu yëpp. ay concertation yàgg na ci def pour par rapport ak secteur bi donc bu ñu toogaatee fii di ko gën a limaat day gën a compliqué yooyu fi ñu toll nii mooy am nañu ay jafe-jafe jox nañ ko autorité bi suñu jafe-jafe mooy premier ministre ba mu boole ci ministre du commerce bi nga xam ne moo fi nekk fi mu toll nii mu jëlal ay engagement ferme ni léegi dañuy ànd liggéey par rapport ak liggéey bi ñu jàppoon ni même prix farine tey bu doon jaar 10 000 francs te assigné nañu secteur bi dañu am problème moo tax ñun en tant que boulanger on a pensé que ñun dañ jàpp ni dañu war a assainir secteur bi assainir secteur bi dafa am ay pàcc yu bëri léegi nag pàcc bu njëkk bi mooy kan mooy boulanger ak naka la ñuy liggéey mburu mi ak nu ñu koy livrer nu ñu koy jaayee kan mooy boulanger ñu teg ko ay charte loolu waral ñu toog doon xeex doon grève même ba président de la République en 2 mois mu signé benn décret 2277 du 31 décembre 2019 loolu lu muy wund assainissement bi bu ñu paree nag léegi assainissement bi pare ñu jublu si beneen pàcc par exemple problème prix la fluctuation parce que prix farine ak prix pain dañu ko homologué. mais may ma moo tax dama lay laaj ci benn bi ñu nekkee si pàcc bu njëkk bi nga jëkk cité la kan mooy boulanger ba nu nga ni c'était pour. voilà loolu daal fa lay ñëw léegi nag fi mu toll nii mooy décret bi loolu la wax kan mooy boulanger. kan mooy boulanger actuellement nii waaw dañ ni da nga gis nit sax mu toog amul sax kayit boo ni moom boulanger la man boulanger la par exemple ma am sama kayit yëpp yow nga nekk boulanger ñuy liggéey yow bu la neexee mburu mu nga ko jaayee 100 francs parce que fayoo impôt fayoo IPRES fayoo dara kenn xamul la. man par exemple am naa point nekk naa si benn rue bu kam maa ngi fay maa ngi def kon ñu ñaar dañuy concurrence suñu biir ñu ni kon nañu assainir ba pare assainir mooy nañu def boulanger ñu xàmmee ñan la ñii état bi doog leen protéger seen employé bu ñu nee système de déclaration bi moo tax si décret bi ñu ni kon kan mooy boulanger ñu ni kon léegi pour boulanger yi ñu xam ñu compter boulanger yi ñaata lañu ñu ni kon dañuy def lu ñuy wax régime de déclaration léegi ñu ni kon kenn dootu ubbeetu boulangerie aussi te amoo autorisation donc fi mu toll nii Sénégalais il faut ñu xam ni depuis le 31 décembre 2019 képp ku fi ubbi boulangerie na nga jàpp ni
ëllëg yoon mën a tëj sa four nekkoo si yoon balaa nga mën a ubbi four bi da nga war a dem am autorisation bi. déclaration d'abord pare. non déclaration mooy boulanger yi nga xam ne ñu ngi existé. autorisation mooy boulanger yoo xam ne nit ñoo xam ne dañoo am seen xaalis bëgg ubbi four. léegi kenn mënatu ko fi mu toll nii tey heureusement chef régional de commerce mi ngi fi donc am na ak gouverneur am nañu un chantier léegi nag foofu mooy loolu pour ñu xàmmee ñu pour que ëllëg yaa ngi toog fii am na benn émission ouvrier yi di kaas naan ñun xamuñu ñun kenn suñu droit léegi nag loolu amatul. da ngay déclarer xam ñaata ouvrier nga am nooy fayee impôt nooy fay IPRES nooy social donc yooyu yëpp mooy assainir le secteur d'abord pour éviter concurrentiel entre ñun. mais benn question laal bëgg laaj pardon xam nga bu njëkk ba da nga daan gis rek ku am xaalis. ubbi te boulanger yooyu yàggoon fi trop daan defar ay damay jox benn exemple mel na seen bi ma xam yàggoon fa trop xam nga fa ay noms yu célèbre ay ñoor Moussouran et cetera du ma tudd sax tur ñoo xam ni ñoom Alain Mbaye Guèye loolu rek moom moo si nekk seen liggéey te ñoo daan presque joxe Saint-Louis une grande partie dañ ko daan satisfaire di defar tam mburu mu baax et cetera. boobu mënoon na nekk c'est normal. parce que boobu jusqu'en 94 dañuy wax régime amul woon régime am libéralisation. mais ñooñu Mbacke mais ñi nga xam ñoom dañ si nekkoon quand même yàgg si. non boo si nekkee ba pare amul problème man mii di wax ak yow. ñooñu amul problème dama ni man mii di wax ak yow SMBIS laa nekk xam nga ban année la 1975. donc la quoi donc problème bi foofu. donc ak dama ni la boulanger yi existé actuellement nii laa wax ñi nga xam ne am na yoo pare depuis jusqu'à 31 décembre 2019 ñooñu dañuy def lu ñuy wax régime déclaration dañu leen wax ni bu ngeen bëggee ñu xam leen boobu amoon na problème nag soo gisee bi ngeen gisee ñiy def seen coup de poing man ma génn d'accord ma ak ñoom si li ñu doxee woon parce que dañu doon ñëw gis tëj benn boulangerie ni parce que defoo déclaration ma teg leen ni leen loolu mënul nekk parce que article 14 bi 13 bi ak article 18 du décret bi mayu leen loolu. gouverneur moo am benn comité de suivi technique la ba mu am donc interprétation yi laa bëggoon mais neewuñu four yi nga xam ne dañ leen tëj nag si kaw hygiène wala di livrer mburu teguñ ko si yoon ñooñu moom loolu moom mu ñu see kaas loolu moom dañu see ànd mais par contre moo tax loolu ñu yàlla def nag barki temps yàlla barki àjjuma bële ba ñu amee yenn jafe-jafe yi dañoo saisir ministre bi immédiatement à midi à 15h mu régler problème bi maanaam mooy jafe-jafe bi ñu amoon ak ñoom. si affaire déclaration bi ministre bi da ko réglé si à 15h maanaam ñoom dañu doon laaj lu ñuy wax quitus IPRES ak quitus caisse sociale ñun leen lii mënul nekk parce que da ngeen def interprétation si arrêté yi léegi lu ñu mën mooy nit ki. dem IPRES mooy lan. non c'est-à-dire que boo nee nit ki boo bëggee ñu reconnaître la déclaration bi da ngay indi sa wane ni yow amatuloo benn bor IPRES wala amatuloo benn bor caisse sociale. fekk yow am na entreprise yu mag yoo xam ñii fi ñu ngi amee bor IPRES social ñun leen loolu doxalin boobu noonu parce que ministère du travail moo ëmb commerce moo ëmb IPRES ëmb caisse sociale léegi nit ki mooy lu ñu koy njëkk laaj mooy déclaration ouverture établissement yi ba mooy ni kii ministère du travail visé na ko ak ay contrat ouvrier yu boulanger mi ñu xam ne kii jël na ay employés ba ñu visé ko ministère du travail loolu la ñuy njëkk beneen bi mooy nit ki war na am lu ñuy wax EC mooy établissement classé pour wane ni yow environnement permettre na la nga am norme de sécurité parce que ñun dañu nekk lu ñuy wax niveau classe 2 beneen bi ñu ni kon war nga am registre de commerce ak NINEA beneen bi ñu ni kon war nga am bilan léegi nag bilan nga dogal sa bilan ak sa lu ñuy wax certificat médicaux yu hygiène pour emploi yi ngay liggéey loolu la ñuy wax nag képp koo am donc éligible nga nekk lu ñuy wax déclaration donc loolu la ñu doon jafe-jafe boobu la ñu amul ak ñoom léegi yàlla def na keroog réglé nañ ko ba fi mu toll nii problème boobu jeex na moo taxoon moo indi woon coowu coup de poing boobu ba ñu tëj fuur yaakaar naa ni foofu expliqué ko beneen bi ñu ni kon livraison bi mburu nañ koy produire dafa war a ni si anam yu set mais bañ koy yóbbu loolu mooy sens décret bi bu ñu koy yóbbu si oto yu set la ñu ko def ak bañ koy jaayee waaye nag léegi aussi beneen bi mooy kenn amul droit jaay mburu si ay boutique képp ku jaay mburu actuellement nii kenn nekkul aux normes parce que képp ku jaay mburu fi mu toll nii dama bëgg Sénégal yi dégg ku baax ñëpp képp ku war a jaay mburu da nga war a am agrément bu leen nekkuloo boulanger rek actuellement nii moo am parce que gisuguma loolu la bi fi jàlloo nekk ba léegi dégguñu benn nit dem ministère du commerce wut agrément pour jaay mburu kenn amagu ko fi kon fi mu toll nii tey ñoom am nañu sañ-sañ tey loolu mooy yoon bi loolu la ñu xaar si ñoom aussi que tey nii ñu ngi xaar si ñoom si ministère du commerce bii ñoom service régional du commerce Dakar bi moom ñu ngi koy dalal dès immédiatement daa war a dem njëkk def ay opération wu xool ñiy jaay mburu si boutique yi loolu mooy opération bi ëpp solo ak naka lañ koy livrer loolu mooy coow li ba pare assainir boulanger yi ñun dañ leen def suñu déclaration ba mat sëkk ba pare permettre bu ñu nangooti benn boulangerie boo xam ne bu bees la buy ubbi te amoo autorisation
ñun foofu la ñuy xaar moo tax man la su ma leen débat bi foofu la fi mu toll nii dañ nekk lu ñuy wax assainissement wu secteur bi. pour assainir secteur bi il faut nga def déclaration yi waaye nag service régional du commerce bii la ñuy xaar muy région yëpp ak aussi gouverneur yi il faut nga xam ni décret bi dafa am lu change lu rëy donc dañoo jël pouvoir yenn pouvoir jox ko gouverneur yi mu am benn comité technique de suivi surtout la boulangerie boo xam ne ñun boulanger yi si la ñu siégé donc pour tëj four boobu laa la wax par exemple tëj four si condition de déclaration yooyu da nga war a jaar ci comité technique du suivi de la boulangerie donc loolu moo amoon ay jafe-jafe yu ñu amoon ak ñoom yaakaar naa ne loolu rek réglé nañ ko fi ñu toll nii mooy fi mu toll nii ci affaire bi assainissement secteur bi lan la boulanger yi dañ leen di ñaan ñu dem def seen déclaration pour être aux normes mën a réclamer suñu droit beneen bi mooy loolu moom duñ ko caaxaane duñ ko maslaa duñ ko fowee mooy lan que service du commerce na fexe tous les moyens pour nekk sur terrain bi pour xool nag anam yi ñuy livrer mburu mi ñu dindi ko mais surtout ñiy jaay mburu si boutique yi loolu dafa war a dañ loolu moom. opération bu bon may moom léegi yaa ngi sa distribution daal non on a compris. loolu moom bu ñu ko deful moom loolu mooy indi coow bu gën a rëy nag si Sénégal parce que ñun soo gisee. ba wax nag leen on a accepté attention. waaw mais gars yi may on a accepté affaire prix. waaw mais dañ ne balaa ñuy waxaat waxu prix dañuy assainir ba pare su dee mënuñoo assainir ñun danañ jëlaat suñu mbir tegal ko soo taal bi laaj prix 200 francs njëgu mburu. waaw mais nag ñoom bu ñu ko mënee amul problème. waaw may ñu ñëw léegi nañu yem si assainissement comme ça nu évoluer un peu daan dellusiwaat si yeneen fànn yooyu quoi voilà monsieur Gassama. waaw si wàllu li mu doon wax léegi def sa déclaration et cetera pour indi assainissement yu demee nag yooyu yow certainement xam ngeen ay boulangerie yu ndaw yu bari yéen si domaine boobu fan ngeen si tollu actuellement domaine déclaration bi pour arriver si benn assainissement au moins boo xam ne dana am solo trop. waaw côté boobu moom comme ni mu ko président ngay waxee noonu même bi jàlloo commencé opération yi sax man bi ma benn rajo woowee li ñu ko jëkk a wax mooy ànd nañ ci 100% parce que biñ demee ba nga xam ne war nañoo jubli ci réglementation bi noonu ak FMBS ak RBS ak état bi ñëpp dañoo toog pour démarrer dugg ci phase boobu ñun ñëpp noo ci ànd 100% te li ñuy wax toujours mooy bépp boulangerie mu dem defi déclaration parce que da ci am koo nga xëy ni liñ koy laaj moom daan na ko def am na ci boulangerie yoo nga xëy ni seeni ouvrier jël nañ ñeen ñu yor seeni contrat ñi ngi doon verser seen IPRES ñi ngi doon verser caisse ñi ngi doon def li ñu war a def lépp bu ko defee tim loolu est-ce que doo leen defi déclaration bi yooyu da nga ko see boole. waaw maanaam booy defee déclaration. waaw yooyu da nga am ko na see yoo boole xëy ni dindi nañ ko ci muy caisse bi maanaam bu fekkee par exemple attestation bi ñu doon laaj ak yu mel noonu dindi nañ ko ci léegi amatu ci mais li ñu lay laaj mooy boulangerie bu ko am rek obligatoire la nga dem bindu ji IPRES ak caisse parce que lu tax mooy bu fekkee sa ouvrier rek xas nga leen defal contrat war nga leen ubbil IPRES fayal leen ak caisse même bu fekkee ci déclaration bi la jotuñ la ko loolu moom lu war la te boulangerie booboo tamit day wane ni état bi xam na ko léegi kon loolu noonu dañ cee ànd 100% beneen bi gis nag mooy li mu wax mooy ci wàllu ni ñuy joxe mburu mi parce que foofu la coow li nekk. non attends ñëwaguma si wàllu ni ñuy joxe mburu mi. waaw ba tey ñu ci yem si domaine déclaration. ci déclaration foofu yéen certainement amoon ngeen petite boulangerie ñëpp xam na ni bari na ak boulangerie yi nga xam ni. attends ma ñëw. damay poser question ak ñi nga xam ne nekkul woon si yoon. kooku moom bari na trop duñ delloo tam sa gars yi li ñu bëgg que boulangerie yi di jaay affaire bi wala. nuy dellu soit tam di def vérification si ndegam est-ce que boutique yaa ngi koy jaay et cetera ça va devenir un peu compliqué mais duñ dellu soitee rek. si mbirum assainissement foofu gisoon nañ ñu bare nekk noonu en règle yéen mbootaay yi ngeen amee tey jii nan ngeen def ba ñooñu nekk en règle lu fekkee nekk nañ en règle. voilà foofu laa lay indil xam gis nga ñu foofu noonu bari na ñu nekkul en règle parce que man réunion yi bi ñuy dëbbi dama leen ko waxan ni leen am na boulangerie yoo nga xëy ne registre de commerce sax amuñu ko parce que lu tax mooy dem nañ ba moment boo nga xëy ni comme bu njëkk ni contrôle économique doon def muy waa ministère de commerce yi ñëpp xamee woon leen contrôle économique nga xëy ni sax boo dee jaay lu ñuy njëkk a ñëw bu ñëwee sa bitik lay laaj la sa registre de commerce sa NINEA dañoo demoon ba mujj sax duutuñu leen ko laaj. moo tax boulangerie yu bari loolu. waaw continue. léegi moo tax mujj boulangerie yu bari da ngay ñëw ubbi sa boulangerie rek commencé defar sa mburu commencé jaay am na ci ñoo xam ne tim
ñi ngi doon ci wàllu yoon mais nag biñ leen nee nañ déclaré ji demuñu déclaré ji dañoo jël seeni kayit ni daal ñun wóoraguñu ba xam loi bi état bi da koy topp pour mu jàll wala da koy def comme loi yi fi daan jaar rek loi la jaar na fi dugg na ci 3 li mais liñ leen mas a wax mooy képp ku yor boulangerie boo amul kayit demal nga wuti ay kayit. donc yéen yaa ngi doon yëngu pour ñoom. non ñu mettre nekk en règle. waaw ba léegi nii. waaw lan moo indi résistance bi comme léegi ni nga waxee nga ni pour ñoom loi bi dafay jàll rek et puis ku nekk continuer waat di def nag. waaw maanaam état bi fii deful réaction xam nga Sénégal moo mel noonu toujours dernier moment la ñuy jóg. une fois état bi yëngu ñu soog a xam ne ñii li ñu wax soxal na leen. ah donc fan yii li ñuy def bon lu baax la bon. non lu baax la de. léegi non président Guèye maanaam bi muy gën def sorti de question que li gars yi def lu bon la. maanaam da cee am agent yi ni ñu doon jëfandikoo benn doxalin bi la àndul. waaw léegi benn doxalin bi la àndul. waaye de question que ñoon ci suñu bopp. waaw kon donc léegi am na progression par rapport ak déclaration assainissement ñoo ngi kii. waaw ñoo ngi nekk si en bonne voie. non ñoo ngi ci bonne voie li ci des daal mooy na état bi wane doole. pour que gars yi mën kii. gars yi dem déclarer ji. gars yi dem téye seen mburu ni ñu leen ko waxee parce que mburu mi dañ ko encadré mais génnewuñu kenn comme duggaguñ ci xam naa buñ ci duggee dinañ ko gën a xóotal. waaw d'accord voilà Serigne Diaw ma dellusiwaat si yow service régional du commerce dégg nga fi mu tëjee nee na dañ ko encadré mais kenn génnewu si kenn waaw dès l'instant où kenn génnewu si kenn yéen gis na leen ci bi ñu xoolee seen action si ñi nga xam ni nekk nu maanaam comme ni ñu waxee rek un peu hors la loi et cetera yu demee noonu yooyu man temps boobu déggoon naa Amadou Gueye bi ma déggee benn déclaration si média yi moom am na ñoo xam ne sax dañ doon wax comprendre tunu léegi ni muy demee parce que tout simplement dañ ne voilà ñii ñoom moom fédération na amee léegi am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di brutaliser du mu ne brutaliser entre guillemets parce que ay kii ngeen doon récupérer loo xam ne yaakaar ngeen ni kii waratul bokkul ci affaire yi wala kenn politique si mais dañu mal vu le fait que mu intervenir di wax ni yéen par exemple dañ def ay abus sur le terrain. jërëjëf Makhtar yaakaar naa ni wax ji sax daanaka bu yemoon fii xam nañ ne ferenkulaayu na parce que ñoom ñëpp d'accord nañ ci assainissement bi lu ñu war a wéel la te lu ñu war a def à 100%. assainissement bi moom man démb laa jël service nee naa la activité prioritaire lañ ko def te danañ ko assainir ba mu jeex tak parce que ñun li ñu def yëpp dañ ci ànd ak ñoom waxtaan ceeg ñoom xam nga doxalin bi la ñu wax ndax parce que moom doxalin bi problème fermeture la wax foofu te fermeture bi fermé wuñu boo xam ne dañoo jalgati loi bi parce que conditions yi ñu fermé mooy les normes d'hygiène yu ñu respecté wul. oui mais seulement dañu ñoom du war leen ñëw rek fermer. waaw ça doit pas être immédiat mais da ngeen war a avertir. yow gis nga image yi mi ngi nii mun naa la ko wan image yaa ngi nii yi ñu fermé. fermeture yi ñooñu yi ñu fermé mooy condition d'hygiène yi norme d'hygiène yu ñu respecté wul ak qualité bi transport bi wax nañ ko léegi. parce que dootuñu naw. waaw mais lu tax mën leen woon avertir ba pare nga leen yéen li ngeen nekk du nii on vous donne une semaine. non jox nañ leen 6 mois. ah non mais man par rapport ak li may. non am nañu 6 mois. pour nekk à jour 6 mois yi jeex na depuis mois de juin mais xam nga ak mbas mi léeg-léeg nga dajale nit bi lañ doon bañ mais bi 6 mois yi jeexee wax nañ leen ne leen 6 mois yi jeex na ñëw leen ngeen régulariser bi ñu waxee loolu lu mat fukk sax ñëwuñu. est-ce que communication bi jàll na. tey jii li ma la tey jii. bi communication bi jàll na. ñoom xam nañ ne communication bi jàll na parce que ñi ngi communiquer chaque jour. d'accord ensuite. ñun ni ñuy communiquer ñoom noonu la ñuy communiquer. tey jii fi may wax ak yow nii tey ci tàkkusaan bi may jógee ci bureau bi. am nañ 146 demandes de déclaration 8 demandes d'agrément de distributeur donc mbir maa ngi dox ñoom bëgg nañ ñu assainir incha allah danañ continuer assainissement bi
kooku moom amul benn problème assainissement bi moom lu ñu d'accord la te lu ñuy wéyal la activité prioritaire lañ ko def ci mbirum service commerce. man je vois bon comme yow léegi ni nga waxee da nga attesté d'accord nañ si te mbir maa ngi dox mais dans ce cas-là on comprend pas cette brutalité là parce que dafa mel ne brutalité affaire baa ngeen doxee mais bàyyi na jox leen donc le temps que rek tout simplement ñu daal di xam nga yéen ñëpp wax ngeen ko fii Sénégalais wax ngeen ni moom dafa nekk koo xam ni attendez ma ñëw xam nga kii sax wax nag Sénégal da nekk ñoo xam ne toujours nitu dernier moment nanu waaw donc sur le terrain donc je ne sais pas ñoom leen ngeen fëgg leen ngeen ni léegi xam nga d'ici une semaine mais brutal bi tey bi may dégg ba et cetera dafa mel ni maintenant c'est une répression ñu bañ a amalgame non waaw attends mu pare attends non dama ko bëgg mu leer waaw mais may ko pare non décret bi monsieur Gaye affaire 6 mois yi li ma bëgg mu clair parce que maa ngi koy dégg ñu koy wax oui affaire décret bi bu ñu liiraat décret bu baax si nga 6 mois yi xam lan la concerné régime de déclaration yi maanaam boulanger yi war a déclarer tout simplement loolu la déclaré maanaam déglu ma wax la xam nga décret bi mooy dañ ne boulanger yi nga xam ne may leen 6 mois pour ngeen confirmer pour la déclaration seulement mais leneen lépp lu nekk si décret bi mooy ay cet ay production yooyu amul délai de autorisation ouverture amul délai dama bëgg mu clair si bopp bi fa laa waxee ni léegi nag ñoom bi ñu demee si terrain bi xëy na moom fekkewul ñun jot nañu ay boulanger yoo xam ne dañu leen tëj parce que dafa amul lu ñuy wax interprétation ay agent ci terrain bi ñoom devant la télé seen benn agent moo ni taxaw ñun te ñooñu ay four yoo xam ne dañoo déclaré wul loolu ñu wax aussi devant la télé mais foofu laa génnee nii loolu ñuy def dañ ko jalgati ndaxte même bu ñu joxee délai 6 mois mais boo defee décret dañu am lu ñuy wax arrêté d'application mais boo defee décret boo xam ni arrêté d'application yi ñu ngi ko signé ay mois de mai mais loolu est-ce que kon délai boobu jaar na yoon dama ne la décret bi 31 décembre 2019 la waaye arrêté d'application yi mi ngi commencé mars ak ba juillet. Ensuite le gouverneur bi war a woote comité technique de suivi de la consommation gouverneur Dakar moom mi ngi def le 17 juillet xanaa Ndar ñoo fi def au mois de mars à Saint-Louis peut-être mais bi ñu ko defee woote wuñu supposons mais ndax Covid bi mais c'est pour vous dire que dama bëgg ñu teg de côté ay affaire délai ñun affaire bi ñuy def ci terrain bi nii on n'a pas de problème si nga ñun boulangerie bu saleté wala boulangerie buy livrer wala bu jaay mburu si loolu décret bi avant 6 mois yi réglé na ko ku ko deful ku ko def ñun suñu yoon nekku si waaye nag lañ dul nangu ñun en tant que boulanger ñu ñëw fekk ay boulanger ñun tëj seen four ndaxte defoo simplement déclaration mais loolu dañ ko jalgati loolu mooy ñu coow li est-ce que comprendre nga mais lu lépp lu jëm nag si kii bi ànd nañ si à 100% waaye nag loolu fa la ñuy waxee moo tax ma koy inviter simplement que ni ñun lu ñu xaar si ñoom parce que aussi j'avoue que sincèrement tey mën naa ko wax fii si nga ministre du commerce bi effectivement elle a toujours insisté sur la concertation ajuma laa fa jógee maa ànd ak kii wu RBS lañ nekkoon ak SGN ak DCI xam nga lu ñu wax fekkul réunion bi mais dafa woote téléphone def haut-parleur mu ni man leen moom a ñor la concertation continue avec mes services gay dama leen ko ñaan bu ngeen amee benn jafe-jafe woo leen ma ñu régler ko tout de suite mais loolu moo am ndaxte ba ñu amee jafe-jafe ajuma à midi à 15h elle a réglé ce problème là ñun loolu la ñuy ñaan nag ci agent yi parce que affaire bi problème bi xam lan la le problème mooy dañuy loolu la ñuy wax abus bi nekk c'est-à-dire que ñi ci kaw mën nañu bëgg lii mais ci suuf sur le terrain mu am ay abus ay interprétation moo tax ñu waxoon sax Diallo mi fi nekkoon dañu waxoon yow mi fekkee toutes les régions dañu sañoon nga dem dans toutes les régions ñu def communication woo ñi nga xam ne ils maîtrisent les textes ñu comprendre loolu la ñuy woote nit ñi parce que y a beaucoup d'interprétation sur le texte yi dafa moo tax ma lay wax ni délai yeeg ak yooyu yëpp mais fi mu toll nii si nga béy wéy de moom xam lu am solo le président de la République ñu ngi koy sant di ko gërëm xam lu tax en 2 mois signé un décret boo xam ni pendant 10 ans ñu ngi koy topp am nañ ko xam lu les comme ni ko Ganda Bass waxee xam la ma lu boulanger yi ragal ñu signé décret bi teg ko si tiroir yi loolu moom xalaatuñ ko loolu la leen di ñaanam si nga administration bii Sénégal loolu lañ fi gars yi di wax ñun nag ñun dañoo wax sénégalais yi ni grève yi doy na sonn nañu dañu yore njaboot dañu war a dund mais nag bu ñu d'accord si yenn affaire nañu assainir ba pare ñu doo waxu après prix suñ ko nanguwul nag ñoom suñ ko defuñu ko foofu la ñuy waxee nag léegi boulanger bi dinañ jóg taxaw nag léegi nag bëgguñu aussi comme ni koy yenn boulanger ñu ngi koy waxee ñu ni dafa mel ni des fois service yi dañu mel ni vache à lait c'est-à-dire dañuy ñëw rek di taxi dafa am moment boo xam ne dañu lu ñuy wax enseignement mais jaw moom je pense que la mu wane Saint-Louis
bu dee loolu la recopier Ndakaaru xëy na dafa am dureté sur les textes moom man maa ngi Saint-Louis xam nga dama fuur gis naa nu muy doxalee su ko doxalee comme Dakar maanaam dana am règlement des textes mais mu permettre contrôler agent bi si terrain bi nga xam ne mu am benn abus sur le terrain loolu moom Saint-Louis respecté na ko xëy na Dakar bu ko gën a yaatalee si service yëpp dinañ suñu xel dana dal moo tax bañ ko nomee sama xel dal na dans cette affaire moo tax dama ni dañ koy ñaax ni ko ñun li ñuy ragale mooy abus sur le terrain maanaam ñii ñëw Sénégal la ñu nekk il faut qu'on considère à la fin ñëw dugg si ñëw si benn boulanger rek yow bon voilà yow de sa lii de dafa salte da ngay fay lii wala yooyu moo fa amul. moom bokk si moom. yooyu si nga Sénégal boo bëggee jàpp ni si nga texte yi am Sénégal ak tey texte bi yore nii texte bi agent bu la neex agent assermenté bu neex bu duggee mën a tëj fuur. moo tax la ñuy wax une interprétation des textes fa am solo maanaam xam ni secteur bi dafa am solo dañu war a accompagner dañoo ñun lettre bi ñu bind dañu ko madame le ministre dañoo bëgg nga accompagner boulanger yi. si nga lii c'est un long processus xoolal nekkul affaire bu benn fan ñaari fan ñetti fan dama bëgg nit ñi Sénégal xam loolu si nga réglementation bi du benn fan du ñaari fan c'est un long processus dama bëgg nag di ñaax agent commerce di ñaax agent service d'hygiène yi di ñaax agent environnement yi ils ont un rôle à jouer et que aussi cet assainissement dañ koy nekk loolu sax d'ailleurs sax loolu wax nañ ko même mairie dañ si bokk moo tax ñun dem nañu anticiper ak les maires maire yu Jëppal par exemple il est très bien il est en moom mi ngi def vraiment lu war ak yooyu maire Hann Bel-Air bi par exemple moom dem na ba avancé déglu ma kooku dem na ba yokk si jël boulanger jël ko pour muy jàppale gendarmerie di jàppale ministère du commerce bu gisee infraction dem boole ji kon ku def yooyu moo tax ñuy ñaax nag mairie yi di ñuy déglu mairie yi ñoo war a jouer ñu arrêté nag léegi mairie yi di arrêté di joxe ay autorisation wu ay OVP ay kesk ak ay yooyu dafa war a tax tooyu amuñu droit tant que demuñu si ministère du commerce ñu xool la distance entre les caisses. waaw kay loolu daal sax si yaa ngi dugg si beneen domaine bàyyi ko mu répondre la tuuti parce que moom wax na kii bi yëpp déjà ba mu jeex waaye bàyyi ñu dugg suñu ay pàcc la voilà léegi sëñ Diaw sànq fi mu la interpellé woon ci 6 mois yi la kii bi waroon durer mbirum déclaration bi mais yéen seen ab yi dafa nekkoon si ay yoo xam ni concerné wul woon kii bi laa loolu si répondre yow. non abi amu fi. ok déjà. waaw may ko répondre non monsieur Gaye may ko mu répondre waaw léegi yow yaay wax yow kenn. agents yi dañu agir conformément à la loi. à la loi bi lu mu wax. dafa doon gis nga ñoom article 9 bi décret bi non respect article 9 du décret ci la ñu sukkandiku boo ko liiree article 9 bi li mu wax yépp ay normes d'hygiène et de salubrité ak ay de qualité yooyu ay transport distribution bi fa la ñu boobu d'accord nañu may ko parce que dama ne la assainissement bi ñun ñëpp ñoo ko d'accord du ñu nangu kuy jaay mburu di ko yor ci ay saaku ceeb di ko yor teg ko ci ay vélo di ko yóbbu ak nawet bi ni mu dem ni mburu mi tooy ak lu ne ak fu ne nga jaar fa ak moom ak i jakarta ak ay affaire yooyu assainissement bi du ci boulangerie bi rek ca oto yi nga xam ne ci la ñuy def mburu ci la bokk moyen de transport bi aussi il faut mu nekk moyen de transport xam dañ koy aménager nga xam ne mburu lay def wala xeetu mburu dong lay yóbbu. mais yow li ngeen constaté mais est-ce que ñoom actuellement prêt nañu pour dugg foofu parce que kooku defe naa tam dafa laaj investissement bien que c'est important mais am na ci ñoo xam ne bi ñu defaree kii beeg léegi man gis naa leen jënd nañu ay Renault Express yu. bon attends ma ñëw ndax ñoom ñoo am baax yu aménagé. may ma ñëw tam Bada voilà Gassama yow si doucement voilà léegi si affaire gaa ñi am temps defarwaat ak yu demee en termes de logistique de transport et cetera yéen seen ay kii ñi ngeen gérer yéen kooku tey jii fu ñu si toll est-ce que gaa ñi avance nañ si domaine boobu trop parce que quand même ça demande tam de l'argent ak yu demee noonu yooyu investissement est-ce que tam également am na ay facilités yu ñu leen defal pour que facilement ngeen mën am la logistique nécessaire pour mën am transporter le pain convenablement. D'accord. waaw maanaam bu dee ma commencé ci fi nga daanee muy facilité bi soog a ñëw nag ci ndax gars yi am nañ moyen wala déet bu dee facilité bi moom bi ñu tegalan mooy état bi tegalan mooy pour accompagner boulangerie parce que boulangerie ñu ngi woon ci jafeñ-jafeñ DER la leen boole woon mais nag ba DER ba léegi moom daanaka man sama boulangerie ñëw nañ fa ñaari yoon
léeg-léeg man temps yi sax léeg-léeg ñu def ma photographe léeg-léeg ñu woo ma sama WhatsApp ni ma photo ma boulangerie bi envoyé ma photo envoyé waaye ba léegi moom DER génneegul dara temps yële sax maa ngi génn ci rajo yi ñu ne DER wëndeel nañu xam ma lan boulangerie la ñu waaj a wëndeel waaw DER moom war naa taxaw pour def financement bi nga xam ni dañ doon xaalis baa nga fa boulangerie yi moo ko tax a jóg loolu moom DER war nañ cee taxaw pour compagnie boulangerie yi pour nga xam ni amuñu jekku mën a am oto mën a wut oto ñi nga xam ne tamit war nañu wut ay point de vente dem defari ay point de vente mais nag boo gisee. est-ce que DER dafa leen prévoir benn certaine somme pour DER. waaw si wéy ñaata la somme boobu. waaw somme bi moom waxuñu ne temps bi ñaata la. waaye daal ci liñ ñu wax moom mooy. prévoir nañ am somme boo nga xam ne pour boulangerie yi moo ko tax a jóg pour jàppale boulangerie yi. seen dossier dem na pour financement beeg yooyu. bari na dossier yu dem moom. waaw mais nag taxagul dara su mais retour moom déggagu leen ko. moom kay man déggoo li ma wax dañ lay woo ñaari fan ñett leen noo ngi ñëw visiter dem. laajal la léegi sayet baax na léegi financement bee jees nga toogalu jàng ñi la fotowaatal boulangerie bi yónnee ma moom bul xam waaw léegi nag bu dee nuwoo Dakar. xam nga quand même am ngeen espoir que dana ñëw quand même. ah ñu ngi am yaakaar. waaw continue voilà bu dee Dakar boo gisee ñu jékki fi wàllu réglementation bi pour application bi biñ dajee noonu ak état bi ak directeur de commerce ak Diallo mi nga nekk na xam ni mooy chef régional de commerce. ak FMBS ak RBS dañoo xool Dakar ñi xam ni réglementation bi fi commencé même bu fekkee boulangerie bu ne daa toog buntu boulangerie mu jaay ñi am problème mu pain di dox lu sori sax du bari moo tax ñu jëkkee Dakar problème boobu amu fi ñaareel bee itam bari na boulangerie yoo nga xam ne itam si yenn côté yu sori yi. dem nañ ubbi ji fa seeni point de vente am ay voitures yoo nga xëy naka jekk mburu ko tax a jóg am ñoo nga xëy net bi réglementation bi commencé dem nañ wuti ay oto maanaam xam nga li ci nekk mooy réglementation bi dafa am ay boulanger yoo nga xëy ni fas ñu yéene li réglementation tëgg ci wàllu libération mburu bi ak jële mburu mi ci bitig yi ñi jaar ci loolu. pourquoi. parce que am na ci ñoo nga xëy ni seen intérêt da caa nekk. dafa nekk si lan. waaw li tax mu nekk ci. non li ma bëgg foofu dama bëgg wax ni puisque kañ dañu ñëw pour defar pour améliorer affaire yi ñoom lu tax seen intérêt nekk si loo xam ni dafa contraire ak loolu. waaw parce que xam nga da ci am lu ci nekk sew bu ci ne bu fekkee yow yaa yor boulangerie bi kii yóbbu mburu bi par exemple pour bañ a kii sa famille la bokk bitig bi jaay mburu mi ci sa famille la bokk te yow qualité mburu bi ngay yor. melul ni mu war a mel te mburu mi bu xasee dem ca bitig ba qualité ba ak bu dul qualité bu ñu fa dajee borom bitig ba mooy choisir mburu bu mu bëgg a jaay boobu mooy jar boo sañ réglementation du am parce que bu réglementation amee ma yor sama boulangerie defar qualité nga yor sa boulangerie defaloo qualité ñu teg suñu point de vente client bi mooy choisir mburu bi mu war a jënd bu gisee ni man mi maa yor qualité bi ci man lay ñëw mais nag mburu yi bu fekkee mburu bitig bi 5 mburu boulangerie ñoo koy alimenté. borom bitig bi moo choisir mburu bu mu bëgg a jaay kon ñooñu réglementation bi donte que bëriwuñ mais réglementation bi arrangé wu leen moo tax ñoom dinañ ci def liñ man pour réglementation bi ba ñuy jàll mais réglementation bi moom mën nañ ni li 90% yi ñu yor ay boulangerie de laa wax de xam nañ ni réglementation bi jàll. mooy seen sens fi mu ne pour un mois liggéey di perte bi ñu nekk ñu jóge ci. ah bon ñoo ngi liggéey di perte. non bu yàgg ba léegi ci lañ ne. te nag comme ni ko président ngay waxee bii moom amu ci sax lu ñuy caaxaane ak lu ñuy may gouvernement bi dara nan réglementation bi jàll rek moom daal fi mu ne noonu li nu war dinañ ko def ba ñu ci leen noonu daal li leen di ñaan mooy nañ collaborer ak ñoom. déggoo état taxaw ni mu war a taxaw ñun en tant que organisation li ñu war a taxaw ci information yi membre ñu taxawee ko ñun ñi nga xam ne itam li ñuy wax sàmmkatu mbott moo xam ba cay soox ñoo xam ki nar a jalgati ak ki narta jalgati waaw. kooku dana yomb seen bopp yéen ngeen est-ce que setal boobu dana yomb si yéen si seen kuréel yooyu ngeen régler affaire boobu. non li nga xam ne moo fi rek ci noonu dinañ ko mën a régler dafa am loo nga xëy nag état moo ko moom. xam nga man noonu mën nañoo xam boulangerie bi nga xam ni réglementation bi tënku ci nangu wala téye mburoom ci bitig bi mooy continuer jox bitig bi dañ koy xam
bitig bi continuer jël mburoot dañ koy xam parce que man par exemple man bitig bi nekk sama wet day jaay mburu 3 mois signalé naa ko service de commerce ak service d'hygiène mais ba léegi service de commerce nee na ma ñëw na fa service d'hygiène nee na ma ñëw na fa mais toujours moom mi ngi continuer jaay mburu. C'est ça le problème des fois. Ouais. Bon. la may may fàttali mbokk auditeurs yéen a ngi topp seen émission waar wi tey jii mi ngi jublu si affaire mburu mi ak gàllankoor ak jafe-jafe yi nga xam moo si am ak tam ay réglementation yi nga xam tamit indi nañ ko si tout ça pour fexe ba cet-cetal gi mën si am ak itam koo xam ne da nga see liggéey rek liggéey bi sell maanaam kay di nga war am ko et puis itam déclaration yi nga war def nga def ko pour que liggéey bi gën mën jëm kanam et que tout daal nu tekk si norme loolu tey jii mooy waxtaan ji ku fekkee ni bu ngeen bokk mën ngeen woote 88 628 98 98 ngeen du ngeen bëggee laajte wala également du ngeen bëggee def contribution Amadou Gueye. la may yokk si di ba la wax dafa simple xam nga il faut consommateurs yi aussi jouer seen rôle maanaam xam lañ bëgg texte yi dafa ni dañuy def lu ñuy wax la sécurité alimentaire askan bi fa am solo maanaam li ngeen di lekk ngeen xam kan moo la ko jox. tey bu ngeen doon dégg moo doon la wax ni gis naa si benn mburu ay lenset ak yooyu mais duñ xam fuñ ko si ban fu lañ ko jëlee mais léegi réglementation bii nii dañ ni boulangerie bu dekkee nii 500 mètres kenn du fa jaay c'est-à-dire que consommateur bi nga xam ne bi gën a dox lu muy bëri c'est 250 mètres maanaam bu nga jënd mburu di nga dox bi nga gën a dox mu gën a sori c'est 250 mètres n'est-ce pas parce que bu weesoo aussi wala kiosque boo xam ni 300 mètres entre les points de vente. loolu day nekk 150 mètres donc nit ki 150 mètres dong la mën a dox pour mën a jëndi mburu wala maximum 250 mètres pour jëndi mburu loolu la ñuy wax traçabilité mais fi mu toll nii wax ji mooy boutique yu bëri wax na ko sànq ne na boutique am dañ koy jaay mburu mais problème mooy il faut que agent ministère du commerce am benn xarañte xëy na xam nañ ko parce que kii expliqué na ko Saint-Louis boo ñëwoon léegi si boutique boo ndëkku si koñ bi du ñu la jaay mburu dañuy xam ne mburu baa nga fa de mais doo ko xam. donc moom mën na ñëw romb gis ñu mburu mi ñu yaakaar ni ko jaay mburu fekk kooku mi ngi jaay mburu donc moo tax foofu lañu ni l'application wu texte yi dafa am solo foofu léegi ñun wax na beneen pàcc bi si ndax ñu ngi nekk aux normes ak non si ñun association lañu lu ñu mën def dañu accompagner suñu membre ñun suñu bureau ubbi nañ sax benn bureau comme ni ko ma waxee am na ñoo xam ne effectivement amuñu woon sax registre commerce ak NINEA mais loolu jaadul woon ñun xam nañ ko loolu tax ñun dañuy assainir maanaam est-ce que jaadu na nit ki nekk aux normes depuis des années yow nga nekk aux normes ñuy jaayandoo même prix pain may fay impôt fay IPRES fay CUSIA fay lépp yow nga jaay kon moo taxoon bu ngeen gisee ñu naan nit ñi doon jaay mburu ay 100 francs c'est parce que ñooñu nekk ñu woon dans cette norme n'est-ce pas ba pare mu amoon lu ñuy wax benn lobbying boo xam ni daf si nekk dañ ñu tënk xam nga boulanger dañ nekkoon dem ba nekk en otage mburu du jar fanweer yow borom boulanger bi nga koy joxe 110 francs te amoo si pexe parce que 40 francs gis ñoo xam ni benn waay la boo xam ne yore alalam jënd ay pousse-pousse yu bëri jël ay xale yu am 12 ans 13 ans di leen joxal pousse-pousse bi ñuy dem te loolu même la loi interdit même travail exploitation humaine donc déjà sax dañu waxoon sax état ministère de l'intérieur war na sa xool loolu déjà le fait que nit ki toog yore alalam jël ay pousse-pousse jox ay xale yu ndaw loolu mi ngi leen di exploiter humaine parce que loi Sénégal permettul ngay liggéeyloo ay xale loolu yëpp suñu texte bi da ko génne donc il faut que Sénégalais yi xam ni on a un texte très bien ba pare nag léegi mu am sens nee naa la engagement bi ma gis ministre bi am na ko engagement DCI bi am na ko direction du commerce yi am nañ ko mooy ñoom Diaw ak receveur yi mooy li ma gis seen changement yu bees bi ñu def nii j'ai vu que am na ñu jël ñoo xam ne dañ leen teg foo xam ni dafa ma bett sax ñoo xam ni dañu jàpp ni kon lii moo leen tax a jóg kon donc espoir boobu la ñu am moo tax dama ne la dañu war a am xarañte sur le terrain bi boutique yi dañ lay war a traquer sénégalais yi waroon nañu xam ni amuñu droit dem jëndati mburu si boutique ñu ngi lor askan bi. il faut les informer. Mais est-ce qu'on informe les Sénégalais également. on informe les Sénégalais Sénégalais yi xam nga moo tax man la Sénégalais yi man dama xam lu ñu bëgg yow ñun la. à travers des publicités par exemple à la télé. on va le faire mais yooyu on voit pas ça. non regarde démb nee naa la démb doon nañu réunion ak les meuniers ñun leen dañuy provoquer benn rencontre ak DCI loolu la ñu fa définir foofu ñu ànd ak ñu ñett ñu xool yan moyens la ñu teg sur la table ànd ak DCI
communiquer dem dans toutes les régions ñu bëggoon nag ñi nga xam ne ñoo maîtriser textes yi dem ci gox yi dem fépp ñu mel ni ñoom ñëw expliquer textes yi xam ni parce que am na ma jox exemple am na régions yoo xam ni c'est les boulangers eux-mêmes ñoo ne du affaire bi du fi jàll pour dire que rek ñii am nañu liggéey bu métti boo xam ñu ngi leen di fay xaar am na gox yoo xam ne tey boulanger yooyu yëpp dañuy bëgguñu mu jàll du fi jàll parce que loolu lañ gëm daal mais léegi nag ñun foofu la ñuy xaaree gouverneurs yi ndax am nañu poigne boobu pour faire respecter cette réglementation bi nga xam ni président Macky Sall signé ko kii nag wax na fi accompagnement effectivement ñun nag ba ñuy négocier ak état dañu demoon ba ñu ni kon état nag dana xool yan accompagnement lay def parce que pour jàppale boulanger dafa ni su ma tegee lii effectivement dana am ñoo xam dañu am ay jafe-jafe pour la livraison par exemple bi ñu demee loolu ñu ni kon war na mën a jox boulanger yi ay équipement yu bees wala ay oto au moins wala ay tricycle loolu nag président Macky Sall carrément effectivement loolu la ñu mis bi wax ni ñu am na benn montant parce que aussi DER c'est pour les femmes et les jeunes mais président Macky Sall am na lu ñuy wax benn pouvoir discrétionnaire mu ni kon man jox naa autorisation DER pour mu jàppale ay boulanger par rapport à ce décret là loolu effectivement DER nag jël na ay dossiers pour instruire ko pour jàppale ay boulanger yi ñenn ñi ci affaire équipement ñii ci ay oto ak yooyu loolu ñu ngi koy xaar ba léegi nii ñu ngi koy xaar ba léegi nag dara sotteegul nag waaye nag ñu ngi yaakaar na ni ñoom xëy na peut-être liggéey bi ñu xaar parce que ñoom aussi dañoo wax ni bëgguñu financer nit koo xam ne aussi en fait loolu moom on a compris parce que dañuy bu ñu la financer par exemple fekk yow sa boutique rafetul mën na la lor ëllëg moo tax ñu ni ñoom dañ la financer équipement mais ñoom ñooy jël aménagement bi defal ko ba pare maanaam defal sa boutique ba mu rafet. ku ko séen rek ne bëgg di nga am envie. de nu ba tey financement la loolu mooy non loolu moo tax dama ni la xëy na DER bi foofu la yéex mais nag yeexaay bi. loolu la boulanger yi nangu bëgg parce que bëggutul ndaxte dafa. application bi dafa commencé xaalis gaawul Sénégal. non mais application bi dafa commencé. léegi kon tey nii waroon nañu mën def benn mouvement rapidement même bu dee oto sax ñu lancé ko le temps que équipement yi di ñëw ou le temps que ñu aménager pour permettre les boulangers d'avoir de belles voitures de belles kii parce que loolu la président Macky Sall demandé même démb xaw na ko juñu. Mais du yomb de. Voilà ma dellusiwaat si Serigne Diaw dégg nga gaañ lu ñuy wax dégg nga également Mabel sànq bi muy wax nii am na moom fi mu nekk benn boutique bu nekk foofu signalé woon na sax affaire bi mais ba tey kenn gisul benn réaction. waaw mais xam nga loolu. comment. c'est vrai mun naa mais à sanction yi nga xam ne moom lañ ci war a def chaque jour bu ñu ñëwee fekk ko mu jaay ñu ngi koy sanctionné. day récidiver loolu la ñuy wax récidive. mais doon sanctionné kenn du jël je ne sais pas li mu teg di ko jaayee confisqué ko yóbbu ko comme actuellement ni ñuy def nii. boo ñëwee da ngay ramasse mburu mi. soo ramassé mburu mi jox ko convocation. mu ñëw wuyu si la nga sanctionné ko par exemple am na ci région yoo xam ne dañu def benn montant boo xam ne boutique buy jaay mburu moom ngay fay te duñ ko wàcc. waaw moom xam na ne expérimenté naa ko. def naa opération bii ñu def Dakar def naa ko Ndar kan moo wax déggoo kenn ko. dañ ko saluer dañoo saluer opération bi ñépp dañ ma woo félicité ma donc. Dakar ñun accompagnement bi. ñi ngi ci. madame le ministre assainissement secteur boulangerie da ko def activité prioritaire encore une fois de plus. gay junj na ko te xam na fu ñu jëm moom xam na fu ñu jëm parce que wax na léegi mutation personnelle bi boo amee lecture xam ministre bi li tax mu def ko. li tax mu def ko wax na mu def ko parce que assainissement bi bu soobee yàlla danañ ko def ku conformé wu da nga liggéey ku ci conformé wul. danañ ko tëj. waaw mais non mais attends waaw foofu laa bëgg poser question yaa ngi ku confirmé wu d'accord mais ñi confirmé wul te nga xam ne loolu moom mooy seen liggéey. waaw tëj bi dafa am yoon. attends ma ñëw ñi confirmé wul te nga xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey est-ce que yéen prévoir ngeen ay mesures d'accompagnement pour indi leen nu confirmé. mais DER d'abord mesure d'accompagnement la. waaw mais DER c'est vrai que parce que xaalis kenn du ko génne. waaw mais dans ce cas bu leen waxtaan waaw d'accord nañ parce que boo gisee. parce que xam nga tëj bi amul njëriñ waxtaanal ba pare ñoom dañu am délai boo xam ne sax
xam nga délai bi sax dafa ëpp délai bi nga xam ne moom lañ leen waroon may parce que ndax mbas mi man dañ daan wax nañ def nii mais mbas mi tax na dañuy pousse délai yi parce que dajale bi moo jafe woon am na ci dossier yoo xam ne sax niñ ko waroon a étudier dañ ko mujj def par consultation parce que mbas mi du tere kenn liggéey dañ ne dañu nañ dund ak moom liggéey ak moom donc ñun amuñu boobu problème ci assainissement bi oto yi ñi ngi fi agent yi ñuy mobiliser ñoom xam nañ duñ koy mobiliser bu opération bi de parce que Dakar du sama service rek fi nekk dafa am service division consommation am division métrologie am division enquête. ñooñu ñëpp ñoo ngi division consommation bu ñuy def opération bu mel noonu dañuy mobiliser véhicules yooyu mobiliser nit ñi fa nekk ñoom ñëpp ñu bokk ko boo xoolee bi ñuy def opération bi 45 agents lañ mobiliser Dakar. ñoom ñëpp ñu nekk si. ñu ngi nii 45 ñoom ñëpp ñu bokk service yi nga wax léegi division consommation et cetera et autres. 21 voitures pick-up. service d'hygiène également ñoo ngi si woon. ak force de sécurité yi ñu àndal donc ñun bu ñu koy mobiliser parce que bu dee Dakar rek nga jàpp effectif Dakar rek ñun bu ñuy mobiliser duñ def noonu te heure bi ñuy jóg it xam nañ ko du ma dévoiler fii sama plan. yéen guerre ngeen nekk bon. déedéet guerruñu. loolu plan de guerre la kat. nee naa la li ngeen wax nii laa. assainissement bi ñoom d'accord nañ ci. te nee il faut ñu wéyal ko. 100% la ñu wax te ñoom dañ ne 100% ñun dañuy dem 100%. léegi nag matériel yooyu ngeen nangu léegi li ngeen koy def yéen. non am na matériel yoo xam ne mburu mi noo koy def. non waxuma mburu mi ay pousse-pousse yi ngeen nangu. non sànni yow xam nga ni pousse-pousse de warut a kii ah. leen koy def mais ça peut servir à autre chose. non xam nga dafa am procédure boo xam ne bu ñu jëlee pousse-pousse wala vélo yi dafa am procédure d'aliénation parce que ñun duñ ko aliéné. procédure d'aliénation mooy lan propriété état bi la. état bi moo ko moom léegi dañuy de am nañu téeméeri vélo daal ne service impôt téeméeri vélo ngi fii. impôt mooy jaay. impôt mooy daal di daal reversé ko ci keesu. mën naa la jox exemple vélo yaa ngi nii mi ngi nii photo yaa ngi nii ba yàq def nañ ko woo impôt mu jaay booba gis nga étudiants yeeg élèves yi doon jàngee booba Ziguinchor laa teg. ñoom xam nañ ne assainissement mburu man yàgg naa ci te liggéey naa ci daanaa dem jàppi mburu foo xam ne sax dem naa fa foo xam ne sax dañ ma mujj service de sécurité dañ ma ko tere ne ma bu fa demati. waaw léegi bi jour boobu ñoo ma jëli. waaw léegi da ngeen jaayee ensuite léegi bu fekkee ne vélo yeeg chariot yeeg yu yëpp jàpp nañ ko. oui. procédure d'aliénation bi impôt moo koy def. oui parce que day nekk propriété de l'État. waaw xaalis bi mu jaay ko versé ko ci keesu nguur. keesu nguur waaw mais xaalis boobu mën ñu ko woon jël par exemple daal di jëm seet ñu dimbale ko ñi nga xam ne ñoom si ñoom nan ka nangoo pour ñu commencer ñoom te mën am lu ñu kii. non parce que déjà am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di tuddee inconnu fugitif boo nangoo vélo bi sax daal di yàpp ko ci oto bi indi ko dootoo leen gisati. bien sûr. voilà léegi nag koo gisatul looy mën a xam ne kii moom vélo bi. ah déjà question ko gaañ ma. voilà d'abord. wala ngeen dugal ko bokk si der bi bokk comme ça der bi gis nga boo nekkee xam nga boo nekkee fu mel ni Ziguinchor gis nga vélo yi étudiants yeeg élèves yi jàngee lycée Djignabo ak université Ziguinchor ñoom ñoo koy jënd moom la ñuy jàngi je parce que reversé nañ ko am na feneen fu mu dem. c'est bien. gouverneur yi leur rôle. waaw noo ko gisee. sànq xam nga c'est-à-dire que non dama bëgg mu leer. parce que may ko rek dégg nañ la de. dégg nañ la waaye dégg nañ la may ko ma agré. xam nga mi ngi wax gouverneur yi fi mu toll nii gouverneur yëpp jël nañ seen comité technique de suivi du secteur de la boulangerie foofu lay waxee def nañ ko. yan kan moo def. bon xam nga. ñu bëri defuñu. application bi. sur le terrain parce que déedéet def nañ Dakar a ngi nii. Dakar moo fi def Saint-Louis def na. Saint-Louis depuis ak kan kii wax na ko. waxal ñeneen ñëpp def nañ. déedéet keneen deful parce que defal daal. bon le comité technique lan mooy rôle am. parce que biñ defee. Saint-Louis mooy njëkk a def. ak Dakar jeex na. biñ defee ba pare après man sama bopp maa jël copie sama collègue chef de service yëpp ñu kii ñu def seen comité technique loolu moom am na
bon. et le comité comité technique njëriñam lan lay doon yoruñu liggéey boulangerie kese. il faut ñu dédouaner leen parce que période bii ñi ngi ci mbas mi ñi ngi ci mbënn bi dajale bi man dañ may wax nañu jóg man ni leen mënuñoo jóg nii la ñu mën a liggéeyee parce que biñ ne ma kiosque yi bëgg nañ ñu attaquer kiosque yi problème kiosque yi man ni leen kiosque yi boo ko attaqué comité technique il faut mu ñëw taxaw da ngay dajale diw te ci mbas mi kenn mënul dajale. mais y a une façon de faire quand même seen dossiers yi ñu doon déposé dañu bëgg dossiers yi dox. te gouverneur yi dañ ko doon def par consultation jox ñu imputé ñu dossiers yi ñu dem individuellement traité dossier yi delloo ko gouverneur yi traité ko jox ko ministre du commerce pour autorisation. donc liggéey bi même boo toogee sa kër télétravail sax dañ ko doon def. waaw si la bokk. individuellement aussi mun nga dem ci mais comme dañuy bañ li ñuy wax rencontre collective bi ak ay affaires yu réunion yooyu dañ ko doon moytu. oui mais mën nga wàññi rek mën nga wàññi. effectivement ñi ngi doon wàññi. il faut qu'on revienne sur le texte. ñi ngi doon wàññi. mais fi mu toll nii. c'est que moom. day attaqué gouvernement. non dama bëgg mu leeral. non Diaw dama bëgg leeral. ñu loolu rek. non. waaw bàyyi ko ma àggale. non il faut ma leeral. waaw kay attends ma àggale moom pare na. non parewul. Diaw da ko pare. pare na may ma pare na. Amadou fi mu toll nii région yëpp installé nañ seen comité technique de suivi du secteur de la. bon ngeen mel dafa am ku nekk si ligne bi def la. dama ni salaamaaleykum mbokk mi Adou. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi dama tudd ak foo wootee. Abdoulaye Cissé Kër Massar. Abdoulaye Cissé ñu ngi lay déglu Kër Massar. waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant. waaw ñu lay fay. rawatina président Amar Gueye ak Badaga Sama ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci entour table bi ñëpp bàyyi ma kenn ak Sud FM di leen gërëm bu baax. jërëjëf. en tout cas daal affaire bi li ma ci bëggoon a yokk rek mooy comme ça ni ngeen waxoon sànq affaire livraison bi dafa am ñu ko nangu ak ñu ko bañ. c'est que livraison bi ñett partie la te mbur bi ñi nga xam ne ñoo nangoon ànd ak ñun ñett partie la dafa am ñoo xam ne dañoo gëm réglementation am ñoo xam ne gëmuñu réglementation benn pàcc bu moo gëm réglementation bi am pàcc boo xam ne gëmuñu réglementation dafa am ñoo xam ne dañoo am seen boulangerie mais ñoom boulangerie bi dañ ko loué te loué bu ñu ko loué ñoom ci farine bi la ñuy kàtt li ñu war a am comme ça dañ mel ne boulangerie bi dañ ko ñëw loué di ko wàcce farine di ci am dara côté boobu ñooñu bëgguñu réglementation bi jàll te wax ji nañ ko wax te mu jeex tàkk am ñoo xam ne tamit aussi dafa am leneen li ñuy amee bu bokkul ak ñu tamit nga xam ne ñoo bëggoon réglementation bi jaar te réglementation bi mu jàll mooy suñu njëriñ mooy njëriñu Sénégal yépp parce que waaw kooku moom rëcc na. d'accord mais même balaa lem jeex parce que dama bëgg a def précision de taille par rapport au gouverneur dama bëgg mu leer xalaat bu ma waxuma mais man damay wax sur les textes laa wax. waaw loo waxal si texte dama ni dafa am décret bi dafa ni dañu convoqué dafa am benn comité technique de suivi du secteur de la boulangerie installé nañu comité national chaque région gouverneur bi dafa war a woote comité boobu nag mais ñun boulanger yi dañ si bokk c'est-à-dire que dama bëgg loolu mu leer ñun boulanger yi joxuñu pouvoir administration bi ñoom kese loolu mooy comité technique parce que ñoom du ñoom ñoo war a décider y a un comité boo xam ne ñun si lañ bokk benn gouverneur nga fi wax moo fi convoqué Dakar te adjoint bi la yebal ñun woo nañu ñu ñëw toog mais est-ce que gouverneur Saint-Louis woo na waa Saint-Louis boulanger Saint-Louis te si lañ bokk donc boulanger Saint-Louis yooyu dañ ci war a bokk yoo xam ne yeneen gouverneur yoo xam ne woote nañu wooteeguñu loolu am ñoo xam ne sax defaguñu seen décret wala arrêté donc fi laay waxee donc bu ñu nee Covid bi jàpp Covid bi ba duñ liggéey te am nañu ay adjoint loolu la ñu nanguwuñ ko moo tax ma ne gouverneur yi dañu war a dimbali bi mooy danañu dimbali l'administration parce que Boun Abdallah Dionne en tant que premier ministre moo ñu gënoon xelal sax pour que ñu dugal ci décret bi lu ñuy wax comité technique de suivi de la boulangerie boo xam ne ñun boulanger lañu bokk pour que les décisions de fermeture de boulangerie dañ ci jox seen xalaat association des consommateurs dañ ci bokk administration dañ ci bokk. actuellement c'est le cas. actuellement nii y a que le gouverneur de Saint-Louis bi mu wax ak bu Dakar bi ñoom ñoo fi woote gum ba bu ñu woo boulanger mais dama ni dañ ci war a bokk maanaam tey amuñu droit réunion seen biir te ñun fekke wuñ ko. te association loolu laa bëgg bokk. comité boobu loolu lay jëriñ. léegi nag mbas mi bu lu tax ñu ni woote wuñu bu dee nag ñoom nag bëgg nañu secteur bi comme ni ko président Macky Sall gëmee secteur bi ni secteur bu am solo la dama jàpp ni gouverneur yi aussi war nañ gëm ni secteur bi am na solo c'est-à-dire que secteur bi dafa am importance
donc de foo laay wooyee gouverneur yi nañu convoqué seen comité technique bi en tout cas man jot naa gis naa mi gouverneur Kaolack bi moom il a joxe na sa benn idée bu rafet dafa ni moom dana def kiyam ba pare non seulement loolu dana woote séminaire encore moom acteurs yëpp pour gën a. information loolu la ñuy ñaax gouverneur Kaolack bi def na ko gouverneur Dakar bi def na ko gouverneur Saint-Louis def na ko mais yeneen gouverneurs yi yeneen régions yi bokk ñu si fa laay waxee. waaw mais peut-être ils vont suivre. léegi nag donc moo tax mu dédouaner ay gouverneurs bu ñu amul jot y a les adjoints combien d'adjoints ñoo fa nekk mën nañu diriger ko mais nag dama ni amuñu droit woote benn réunion te boulanger yi nekkuñu fa ak association consommateur yi su dee woote nañ ko décision bu fu mën a jël c'est pas légal loolu moom dafa clair loolu moom il faut ñu xam ko loolu moo nekk ci décret bi moo tax l'interprétation des décrets dañ ko war a xool bu baax man fa laay waxee par rapport ak gouverneur yi mais la may ñaax nag sama xarit bi dama ne ko ñun yàgg nañ ci mburu moom yàgg na ci mburu jafe-jafe bi xam na fan la moom fu mu ne nii moom xam na xew de. jafe-jafe bi fan la xam na non bu ko bëgg a régler suubu régler ko si nga. fan la jafe-jafe bi. livraison bi ak jaay mbiru bi si nga ak jaay mi si nga boulanger yi neex nañoo régler ñun ñoo ni x moment bu jotee ku déclaré wul dañ tëj sa four parce que yoon bi dina ko def dañ ko jaar positif ba tëj ko amuñu problème boobu four bu salté four buy livré wu normal nañ tëj yooyu suñu yoon nekku si mais le gros problème mooy nañu protéger askan bi ñoom dañu war a protéger askan bi xam nga lan livraison mburu mi kat fan laa demoon démb sax démb lañ ko doon wax démb mooy Claude Demba Diop moo doon wax ni moom Saint-Louis dafa dem keroog mu ni mu gis oto boo xam ne dañoo ubbi dañoo def sol ba mu fees oto boo xam ni clando la sol ba mu fees mburu waa ji taal oto bi oto mënul dem mu génn ubbi capote bi toj defal ba oto bi tàkk xam nga kooku loxoom tàkk na déjà mu kut capote bi dus oto bi kon kooku bu demee yàq tàkk boobu lay joxe mburu bi mais léegi nag yàq yi ñun leen léegi. oto boobu jàpp nañ ko. jàpp nañ ko photo yi d'accord naa mais loolu non exemple xam nga man bu ma sax estimé dama la exemple laay jox dama ne xam nga loolu loo gis la ba jàpp ko amuñu problème boobu loolu la ñu bëgg nag ñëw nga Dakar da nga ñëw Dakar foo lañ lay dalal ah. en communication léegi nekkul Dakar ñëw nga Dakar léegi xam nga bëgg la livraison mburu bi nañu xam yan oto ñoo koy livré ak yan yu baax fa ñu jaayee mburu loolu laa dama ne la kii wax na loolu leer na dafa ne la place am muy jàkkoorlu mburu mënu ko boutique bi ñu koy jaay mais boutique bi dafa làq yéen a war a génn nag def wax devant la population bu ngeen waree def conférence de presse yéen nu laan di ñaan surtout yow mi nekk Dakar yaa war a génn si askan bi xamal leen ni. am na benn mburu si boutique yi mbokk bu nekk si bu ñu jàpp danañ def amende 100,000 wala 200,000 loolu dafa war a leer. ok salaamaaleykum mbokk mi. waaw kilifa gi ñu ngi leen di ziar. maa ngi lay ziar seen bi loo tudd ak fay wootee. waaw maa ngi gërëm bu baax boulanger kii gars yi nga invité foofu. loo tudd. maa ngi tudd Mamadou Yaya Sow. Mamadou Yaya fooy wootee. maa ngi dëkk Kër Massar. na nga lay déglu. waaw mais man de damay rafetlu bu baax ci ñuy wax ci affaire bitik. gis nga man damay yeewu fajar di dawi. waaw. damay gis ay mburu yoo xam ne dañ koy def ci saabu. am na ñoo xam ne dañuy jaay maanaam ay mayga wala ay jaay ay comme ni jigéen ñi di jaayee rek. ay mayga waaw. waaw mais dañuy jël affaire bi teg ko foofu. lan la ñuy teg foofu. dañuy teg foofu saaku mburu bi. fu ñu koy teg fii kii bi bu ci buntu kër gi sax léeg-léeg dañ koy buntu kër gi fi muy jaayee. waaw. da ngay gis ay muus ak ay yu kenn xamul foofu. di fóot si mburu mi. waaw wallaahi foofu mais te encore en plus damay gis am na yeneen oto yoo xam ne damay gis dañuy kalandoo. exactement. waaw dañuy kalandoo en même temps ñoom ñooy yebaat mburu yi suba teel ñoom ñooy yóbbu mburu yi ba pare bu ñu paree ci loolu di yeb ay clients. exactement waaw di ko yóbbu sérieusement loolu yëpp dañ koy gis. dëgg la. waaw loolu yëpp dafa am te li gars yi wax noonu bu bëgg a mburu la nag moom dama leen di tooñ lu bari waaye xam naa ne daal li muy wax noonu vraiment loolu bu ko waxee sax moom jàppalewul boppam rek askan bi yëpp la jàppale. merci. sérieusement maa ngi rafetlu liggéey maa koy suivre bu baax moom ay activité
parce que dama am grand bu sant Gaye léeg-léeg moom laa koy tooñee. vraiment ñoom daal ñu góorgóorlu ci lii ñuy def nii. Yoff noo sant yow. bu ñu ko defee ñu ngi ciy jaamu yàlla daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa Sud FM ak seen émission yu am solo yi ngeen di. jërëjëf mbokk moom di woote Kër Massar mais toujours moom problème bi nga xam ne mooy fondamental bi bii del si mooy distribution te distribution moom dafa mel ne kenn mënu ko fi jëlee. exactement ñi si yëngu non seulement bari na ak tam mooy yu ñu utiliser bari na mais c'est un problème. est-ce que kooku nekk na loo xam ne yéen itam toog ngeen de façon très sérieuse ngeen teg le débat ak ñi nga xam tam ñoo koy def wala xaw ma lan ngeen poser le vrai problème. parce que c'est le problème réel. ñoom la. ñoom lan mooy. ministère bii la. xam nga Gaye li mu wax léegi d'accord xam nga moom xam na yëpp. c'est un problème c'est vrai xam na mburu man xam naa mburu. ouais. moom xam na ne avant 2007 xam na liggéey bi ñu fi defoon xam nga man bon c'est vrai que danaa ko wax fii man sama bopp bu ma daan xëy sax dama daan jàpp mburu ci su fajar gi. agent bu ci ne dama ne la fajar gi yow diggante sa kër ak bureau ba loo taseel jàppal. c'est pas facile. mooy yoon. dégg nga. takk naa chariot Castor ba Médina di ko diri ci tali bi ci sama oto damay def buum ci oto bi su ma ñëwee jàpp chariot bi takk ci buum muy léeg-léeg ñaari chariot ma koy diri ba Médina pousse yooyu. ay moyens précaires mais. y a pas amu leen ay moyens. donc xam nga day dem ba nga xam ne day nekk ci sa biir deret dootoo ko mën a seetaan heure boo ko tasee da ngay taxaw man bu ma ko rombee damay taxaw jàpp ko takk ko ci oto bi di ko xëcc muy dem ba Médina donc moyen bu ne la ñuy utiliser ñoom itam dañuy gën a perfectionner seen moyen ñun tam ñuy gën a perfectionner suñu moyen. ah le problème reste entier en tout cas. de toutes les façons ñoom duñu tàyyi ñu ni duñu tàyyi li ma la wax rek moo ci nekk assainissement bi activité prioritaire lañ ko jël duñu toog jour boo xam ne ci bureau bi waxtaanuñu problème assainissement boulanger suñuy autorité aussi dooleel nañ ñu ci te dañ ni assainissement bi nañ dem jusqu'au bout tàyyiwuñ ci te duñu xàtti. gaa ñi yàgg nañ jooy di wax li nga xam ne sax moo compliqué affaire u pain beeg yooyu mooy tout simplement distribution bi ndax du woon distribution boo xam ne dafa anarchique mburu mi dana jar njëg boo xam ne bu extraordinaire la. waaw Bada. waaw ñu ngi félicité Diaw. mais c'est difficile man loolu moo ma jaaxal ba tey. lu tax ñu mun fi xam nga jógee jafe na jafewul parce que lu tax dama lay jox exemple commune bi mel ni Malika nga xam ni 14 boulangeries ñu ngi fi. jour bi nga xam ne dañuy commencé opération bi ñu def déclaration FMBS fekk fa jàllo ñu ni lundi la ñu commencé mbir mi ci 14 boulangeries 3 boulangeries ñoo fa libéré mburu bi ñu gisee déclaration bi borom bi ci géeti mi ngi xëyee kenn ñëwul a jël mburu mais nag dañuy xool ba xam ñii dañuy def continuer na wala déet bi ñu woowee service de commerce comme te Pikine département Pikine la bokk bi ñu fee agsi INER la xam nga INER moo fekk nañu jaay nañu seen mburu ba pare ñu jaar fa avertir leen ñetti boulangeries yi nga xam ne. doguma la maa ngi ñëw ni yem foofu salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar. ñoo ngi lay delloo ziar seen bi. waaw dama doon tudd na nga tudd. monsieur Fall Rufisque laay wootee. waaw d'accord ñu ngi lay déglu. waaw sànq da ngeen utiliser benn mot waa ji bañ ko mais je pense que daf ko war a accepter il faut aller en guerre. parce que c'est une question de santé publique. sëñ bi booy bu la yàlla nattoo woon ngay dem ci boulangerie yi léeg-léeg par suba teel. dootoo bëgg a lekk mburu. doy na waar. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw gis nga clando boo xam ne fi nit ñi di toog di teg seen tànk. siège bi ci gannaaw dañ koy remplir mburu ba mu fees. te mburu dafa nekk loo xam ne nii sénégalais dañ koy lekk te dañ ko tàngal. donc man naa ne état bi lépp lu mu def bu ko mënee multiplier par 10 na ko def parce que c'est une question de santé publique. nga ñëw fekk oto buy yab mburu ci di ranger mburu mi si suuf si biir lay dugg jonkan toog ak tànku neenam di ranger mburu mi di ñëw minute bu ne mu wàcc dox li muy dox si suuf si ñëwaat yéegaat muy ranger mburu affaire mburu mi état bi daf ko war a def une guerre parce que c'est une question de santé publique moo raw coronavirus mais ñu ngi koy seetaan bi amul moi je pense que amul ay sentiment luy loo xam ne si biir nit ki lay dem donc état bi moyens yi mu war daf ko si war a def ñu assainir le milieu nit ñi lekk lu sell
je vous remercie vraiment seen émission bi am na solo. merci jërëjëf. waaw comme li mu wax rek gis nga côté boobu moom nun muy FMBS di RBS suñ tànk tuba lañ ciy xaar pour état bi taxaw ci ànd koog moom nag parce que daal li fi amoon moom lañ bëgg mu jóge fi maanaam côté boobu maanaam bu état bi taxawee par exemple moo nga doon ci suur boobu bi ñëwee avertir leen bi ñu xëyee benn boulangerie ci biir 14 boulangerie moo jël mburoom libéré ko na mun ko neexee. c'est-à-dire na ma ko neexee mooy lan. maanaam jël mbur mi di ko jox bitig yeeg ak fu ko neex mu taxaw ci koñ yi di jaay. ak di ko yeb ci kalando. biñ toogee. waaw. biñ continuer toog 3 jours. état bi defaatul benn réaction ci moom. borom boulangerie yi dajawaat léegi waa ji day mën a bàyyi wala ñun ñëpp ñu continuer def ni ñu doon defal di continuer joxe mburu comme ni muy joxe mburu waaye duñ ko fi bàyyi moom muy continuer joxe mburu ni ko neexee te dara du ko ci fekk. man rek maa leen ci man moom wax dëgg yàlla man mënumaa liggéey 15 mois di perte gis loo nga xëy ne gis nga ci sa njariñ man ma cay delloo man depuis boobaak léegi man jëlatuma mburu di ko joxe samay point de vente laa ubbi di jël sama mburu di fa yóbbu mais boobaak léegi ñoom dañuy libéré mburu mi nu mu leen neexee moo tax bu état bi taxawee rek lu mën a gaaw a dañ la parce que bari na ci boulangerie yoo nga xëy ni bëgg nañoo téye seen mburu jaar ko ci seen boulangerie ak seen point de vente mais buñ ko defee yeneen boulangerie ñoo ñëw ci seen boulangerie nekk tuur fa mburu ba seen mburu du jar ñooñu ragal moo leen ko tee def waaye xam nañ ni téye seen mburu jaar ko seen bopp ci la set gi nga xam ne moom lañ bëgg ci la gën a nekk ndax ku ne xam na ni four bi 230 degré ak 250 degré bu fa lu fa génne micro du ca topp mais nag bu jógee foofu avant mu yegg ci consommateur bi ko war a lekk jaar ci lu mat 6 loxo jaar fu nekk lu nekk mën na koo topp mais bu fekkee dafa jógee directement ci boulanger bi ñu jaay ko ci boulangerie bi wala ba personnel boulangerie bi jël oto boo nga xam ne méngoo na ak yi ñu war a yebe mburu jël ko ci yeb ko yóbbu ko ci point de vente ba loxo yi muy jaar du bari te comme ni ko président ngay waxee lu ci amal topp trace bi day yomba xam mais mburu bo bitig boo nga xam ni lu mat 6 boulangerie ñoo fa indi seen mburu bu fa jafe-jafe amet mënoo trouver kan la. il faut que donc moderniser distribution bi. waaw mais am nga distribution en profondeur. distribution bi dañ ko réglementé aussi. décret bi daf ko réglementé. seulement dafa bari ñu si bokk trop également. décret bi daf ko réglementé. sachet léegi aussi boo bëggee bokk di distribuer aussi da ngay am agrément lépp léegi réglementation bi daf ñoom dégg nee na réglementation bi ànd nañ ci consensus la ñun ñëpp ñoo ci d'accord kenn dootul dem ci fuur ñu jox la mburu nga def ci pousse daal di pousse yóbbu fu la neex. mais gaañ ñoo ngi koy def. amatul yéen a ngay jàpp. kooku réglementation bi. dàq waaw dàq ñu ko mais yéen a ngay jàpp. mais xanaa bu doon loolu kon oto du def infraction ci tali bi. mais est-ce que infraction kay fi lañ ko fekk. bon est-ce que bi ngeen commencé di. jàpp gars yi ñu affaire bi ñu wàññeeku protection consommateur bi suñu mission la ci suñuy mission la bokk parce que yëf yi du prix rek la ñuy xool. qualité bi nga xam ne aussi dañ koy xool loolu la ñuy contrôle de qualité dañ koy xool donc comme protection consommateur nag moom moo jiitu parce que lii dem ci biir bu xasee ba dugg kenn mënatu koo génne te la koy génne dana doy waar. yow mburu mi ngay lekk yow noo ko gisee mos nga gis am accident si mburu wala nga remarqué si loo xam du noonu. non man bi may lekk. mais gis naa yeneen mburu yu am accident ñu traité dossier bi teg waa ji ci yoon. kooku am na ba tey ni ko kii wax mburu mi léeg-léeg nga fekk ci dara mais li ma la mën a wax mooy ñun législation bi texte bi nga xam ne moom la ñu tëral fi décret bi duñ ko bàyyi duñu reculer danañu dem jusqu'au bout. il faut mettre les moyens. voilà c'est important de. moyens yi fi mu doon nii. moyens yi ñàkkuñu ko. moyen dégg ko li ma la wax léegi. nee naa la bi ñuy def opération bi gis nga li ñu mobiliser ñii ñoom kenn yaakaarul woon ne am nañu sax lu ëpp ñaar fukki oto. mais nag bu leen ko def tam ñetti fan rek daal di ko bàyyi. déedéet luñ wéy la très bien Matar. xam nga soo mobiliser Dakar yëpp service yi fi nekk yëpp ñëw ñu def opération bi parce que dañ ko def opération bi ba te démb la jeex le 17 ba tey dañ ne yeneen service yi li ngeen di liggéey lépp arrêté leen ko. mbur dong la ñuy liggéey agent yi nekk fële ñu affecté leen fii ñu ñëw Dakar wàcc seen i bureau fële tëj seen i bureau ñëw fii ñu jox leen bureau ñu toog fii
noonu la ñu ñu jël oto yi nekkoon ci yeneen service yëpp reversé ko fii jox ñu carburant bu doy jox ñu oto bu doy ñu dem ci terrain carburant baa ngi nii jeexagul déedéet c'est bon donc léegi mën na ma espoir moyen de lutte moom fi mu toll nii yor nañ ko bon d'accord ñu garder espoir may fàttaliku mbokk auditeurs yi léegi fi nekk émission bi jeex na 20h30 moo jot gars yi nga tëj waaw man la may tëjee rek mooy damay rafetlu sànq auditeurs yi fi dugg léegi kenn ki nee na la guerre keneen ki ni moom nee na damay daw fajar bi di gis lu fi nekk kii daw fajar di gis am ñoo xam ne ñuy yow 9h gisuñu jox leen mburu bon foofu la ñuy invité direction du commerce chef régional la nga commencé Ndar Dakar moo gën a yaatu eggale ko fii Diaw ñun xam nañ ni le point du ay boulangerie rek point bi mooy distribution bi ak mburu fi ñu koy jaayee nañ protéger askan bi ba pare après léegi nag boulangerie yi nekkul aux normes bu ngi leen tëj sax ñu tëj leen waaye nag jot na tey mburu mi fa muy nekk nga xam ne askan bi ngeen war a njëkk a protéger par rapport à la sécurité alimentaire kon na walantoon nangu ñu jënd mburu si boutique walantoon nangu ñuy jaay ñu livrer mburu si ay conditions yoo xam ni baaxul man fa laa leen invité fa laa leen ñaaxee jóg leen seen agent yi ngeen dugg foofu boulangerie beneen étape la dugg si boulangerie beneen étape la loolu bu ñuy régler loolu ba pare nit ñi dañu am la peur doit changer de camp comme on dit mais boo génnee ngeen war a génn taxaw wax askan bi ni leen arrêté leen jënd mburu si conditions yi am nañu ay kiosques dans les bonnes conditions ngeen jël modèle kiosque yi xool ay modèle ñun loolu la ñuy invité d'ailleurs ñun danañu saisir ministre bi pour mu saisir direction du commerce intérieur ñu toog def lël ak meññee yi xool yan moyens la ñuy teg sur la table pour mën a vraiment aller en ce sens là parce que tey mbir mi lu am solo la donc moo tax une fois la may tëjee rek mooy di remercier Sud FM parce que lu waar bi supposons lu am solo la parce que nit ñaa ngi ñuy déglu xam fa ñu jëm fa ñu bëggee pour que boulanger yu bëri fi mu toll nii am na ñoo xam ne dañoo mere man fi mu toll lu nekk maa ngi koy dégg waa RBS nekk ñu ngi koy dégg yaakaar nañu ñu ñoo teg texte yi consensus la texte yi am na yoo xam ne ñun d'accord nañ si am na ñoo xam ne d'accord luñ si c'est ça la réalité c'est-à-dire association combat dañoo nañu parce que bu ñu ñëwoon luñ neex la ñuy def kon day yomb am na yoo xam ne si biir d'accord luñ si mais dañ koy nangu texte la le président Macky Sall signé donc loolu moo tax ñu ne dañuy ñaax askan bi ñoom tamit jël seen responsabilité ñoom seen bopp ñoo war a def benn responsabilité bañ a nangu ñu leen jaay mburu si ay boutique bañ a nangu ñu jënd mburu boo xam ne xamuñ koy jënd texte yi dafa ni booy jënd mburu war ngaa xam ban boulangerie moo la ko jox ban agrément la yore donc loolu la ñuy ñaan sénégalais yi. oui communication tam bu ñu war def na Bada waaw fi may tëjee rek. am na 30 secondes waaw voilà fi président ngay tëjee man nag li may gën a ñaax comme ni nga xam ne engagement bi nga xam ne ministère de commerce jël na ko ñu koy rafetlu ak association yi muy FMBS ak RBS ak moo ñi it démb daje na ñoom jël nañu ñoom it gën a confirmer que ni que réglementation bi ci début lañ ci ànd te dañ ko continuer ànd koog noonu association consommateurs yi nag surtout Momar Ndaw nga xëy ni moo dàqan yabal siisa muy yàq waxtaan yeeg def yow moom lañ gën a moom lay gën a interpellé nag pour que moom it mu jàkkaarloog askan mi wax leen ni nag mburu ci boulangerie bi lañ ko war a jëlee mburu kenn waratu koo jëlee ci bitig yi waaw comme consommateurs yi fi nekkal nañ génn wax ak seen consommateurs yi wax leen ni leen boulangerie bi wala point de vente bi nga xam ne boulangerie moo ko fa def wala boo koo nga xam ne am na agrément def point de vente am contrat ak benn boulangerie boo nga xëy ne moo koy indil mburu bu ko defee comme xam nañ ni mburu kenn du ko raxas waaye nañ leen dem jëndi mburu ci boulangerie bi. boulangerie ñi leen di wax ñu dem déclarer ji te respecter réglementation bi li mu wax mooy fi ñu war a jaay mburu ak conditions yi ñu ko war a yabee waaw. voilà Serigne Diaw di chef service régional bu commerce bu Dakar Amadou Gueye président fédération des boulangers Sénégal Bada Gassama nekk trésorier bu regroupement des boulangers du Sénégal ñoo doon tey jii suñu invité ñu doon waxtaan ak yéen si li nga xam ne moo jublu si mburu mi complication yi si am ak yooyu yëpp tout ça ak temps yi dégg ngeen saisie matériel yu ñu def ak yu demee noonu ak yooyu bon loolu yëpp yaakaar nañ xëy na tam dana am impact bi nga xam ne moom la war a am si population yi surtout tam également ñi nga xam ne tam ñoom ñooy coiffé comité technique comme ni nga ko doon waxee sànq ak ñi nga xam daal ñëpp rek dañ si war a jàpp surtout nag population yi nga xam ne ñoom tam dafa mel na dañu manqué bu baax a baax information si wàllu mburu mi di gërëm ñi nga xam ne également ñoom woote woon nañu pour joxe seen avis def naa dégg ngeen li ñu wax ndax nekk wax ji tam nekk na loo xam ne lu am solo la Alassane Wade moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar bi ñu leen jox dox daje incha allah beneen àllarba jërëjëf